donc ñun première fois faux pas bi ñu njëkk a def mooy bi ñuy bind suñu constitution delluwaatuñ ci suñuy réalité ñun déedéet dañoo jël réalité jàmbur ñu ñëw adapté ko ñun wala ñu ñëw adopté ko sax laay wax du ma ne sax adapté parce que bu ñu ko adapté woon sax dina baax mais ñu adopté ko rek ñëw def un placage systématique si réalité yoo xam ne du ñuy benn donc foofu mooy première fois pas bi ñu njëkk a def nga xam ne tubaab bi ñoom France bi ñuy jël copier leen ñoom seen constitution dañ koy changé heure bu ñu demee ba gis ne évolution am na taxaw ba dem jëmmi jamono ñu ne non constitution bii wax dëgg yàlla traduiretul réalité yi nga xam ne si la ñuy doxee kon nañ ko changé ñun nag suñ constitution bañ ko adopté 1960 ba léegi li ci ëpp ñu def mooy ay réformes des réformes constitutionnelles mais jamais ñu changé ko en profondeur même changement yi nga xam ne am na comme bi ñuy wax naan 2001 bi Ablaye Wade ñëwee daal di koy changé dafa am lu ñu ci dugaloon muy principe laïcité boobu laïcité nag daanaka lu yàq moo ko indi si la ñuy wax ne dañuy séparer carrément le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel wàllu diine daal yoonam nekkul ci ni ñuy organiser état yoonam nekkul ci ni réew di doxee mais ndax gis ngeen ku gën a mën a organiser état ku gën a mën a organiser réew way diine mën na jàpp mu ne am na ndax way diine au moins am nañ ay références yoo xam ne tey mën na ni si suñu borom la jógee muy alquran am nañ ay nit ñoo xam ne ñoo ko incarné woon muy yeneen yi alayhimu salaam nga xam ne ñoom aussi ay référence lañu woon ci seeni jamono seeni kàddu seeni lépp kon buñ demoon tey ba war a def suñu constitution nga xam ne moo war a tënk bépp sénégalais koo mën di doon yaa xam ngay président yaa xam ngay xalif général yaa xam ngay grand marabout yaa xam ngay ni ñu koy waxatee imam ratib da lay tënk donc yaakaar naa ne bu ñu demoon tey bay tëgg loi wala bay tëgg constitution tey commission boobu waroon nañ ci boole ñooñu ñu dugg ci su ko defee yu baree bari di xew tey nit ñi di ko ŋàññi di ko kaas amaana doonul am parce que ñële xam nañ réalité religieuse bi waaye tamit waroon nañ ci boole ñoo xam ne seen xel dafa màcc jëm ci wàllu lu ñuy wax société ñu xool ñun suñu société ndax loi bi tey dëppoo na ak seen nekkin dëppoo na ak seen aada dëppoo na ak seen cosaan wala déet buñ giseen dëppoowul ak seen aada ak seen cosaan ban loi lañ ko war a mën a remplacer boo xam ne dina dëppoo ak seen aada ak seen cosaan su ko defee coow yi amaana du ñàkk waaye dina wàññeeku mais loolu aussi biñ koy def xalaatuñu ko dañ jël tubaab bi France li mu def rek ñu def si ay changement yu ndaw indi ko booy xool Sénégal depuis 1960 ba léegi changement de constitution de manière radicale mën nañu amul loo xam ne dañ ne constitution bi dañ ko bindaat complètement changé ko carrément depuis 60 ba léegi amul pourtant France da ñoom dañuy changé seen constitution su ma juumul xawma fukki at yu ne xawma 20 ans yu ne dañuy changé constitution mais ñun Sénégal 1960 ba léegi mosuñ changé constitution de manière vraiment approfondie nga xam ne dañ ko bindaat carrément changé ko adapté ko ak suñuy réalité loolu moom amagul moo tax professeur Ismaïla Madior Fall mi ngi koy bind si benn livre am bu mu tuddee les réformes constitutionnelles au Sénégal waaw li muy wax les réformes déconsolidantes et les réformes consolidantes donc en 2007 mi ngi ko publier crédit la mu nekk ouvrage bu am solo donc nga xam ne li ci bëri daal mooy biir constitution bi ay yenn pàcc rek lañ ciy laal waaye li ci war dëgg nga xam ne dañ ko war a bindaat boobu ñu boole ci ay boromi xam-xam ci bépp fànn nag bañ a jël rek li tubaab bi def appliqué ko rigoureusement waaye ñu bind ko adapté ko ñun ak suñuy réalité su boobaa yaakaar naa coow yu bari di am tey dina mën a wàññeeku. donc bi nga xam ne dem nañ ba war a tabax suñuy état ñu ne déet état nag moom boo koy tabax dafa am yu bari yoo xam ne da koo laaj déjà constitution ñu war a tëgg suñu constitution bopp mooy constitution mooy li ñuy wax la charte fondamentale mooy li nga xam ne tey réew mi yëpp lépp luy texte de loi lépp luy décret foofu la ñu war a xool pour mën koo bind kon ñu defar suñu constitution boo xam ne dañ naan ñun Sénégal kat nii lañ bëgg a def doxalee lii moo ñu tënk waaye constitution boobu bañ koy defar dañ ci dugal loo xam ne kenn xamul lan la parce que bu leen fàtte ni toujours ñun Europe mooy ki nga xam ne moo ñu daan guider kon ñu dugal ci laïcité comme Europe ñoom dafa am ay jamono clergé ba dafa amoon doole lool ñu ne déedéet clergé bi état maanaam église bi na génnee loxoom ci wàllum état bi nga xam ne révolution française am na 1749 donc ñu génnee lépp loo xam ne wàllu diine la ci wàllum état ni muy doxee ak li ko tënkee Sénégal nag ñun ba ñu war a tëgg suñu république créer suñu nation taxawal suñu état ñu ne déedéet ñun nag dañuy dem xool France la fa am nañuy doxalee France la mu bëggoon kon am na ko lépp lu ñuy def ñu delluwaat ci ñoom kon ñu delluwaat ci ñoom presque jël texte yi nga xam ne moo leen tënk ñoom seenum réew nga xam ne ñoom biñ koy bind di ko tëgg dañ koy changé moo tax ngay dégg naan première république deuxième république troisième république quatrième république cinquième république à chaque fois ñu dem ba gis ni seen réalité sociale wala seen avancement am na ñu changé loolu la sëñ Sambay radiyallahu anhu di wax naan
bu dee européens yi dañoo ñor ba xëm xam nga ñor ba xëm ku ñor ba xëm mooy dafa togg li muy def yëpp mi ngi koy togg di ko évaluer xam nga lu xëm mooy lu ñuy togg muy ñor na ba xëm maanaam ñor na ba weesu ñor commencé xëm kon ñoom à chaque fois ñu gis ne évolution bi nga am ñoom dañuy adapté wu par rapport ak seen réalité sociale seen aada ak seen cosaan si la ñuy tëgg ñoom seeni texte toujours dañ koy basé wu seen aada ak seen cosaan ak seen gëm-gëm ak aussi li ñuy wax les aspirations du peuple li nga xam ne moom la askan wi bëgg di ko laaj parce que dañ naan loi boo gis loolu dañ koy wax en droit ñu ne bépp loi boo gis rek c'est une émanation d'une demande sociale dafa jógee tey ci loo xam ne société bi moo ko demandé moo tax ñu tëgg loi boobu donc européens yi ñoom ils sont logiques dans leur démarche si ni ñuy doxalee bépp loi boo gis ñu tëgg ko rek c'est parce que li ci ëpp boog société bi moo ko soxla daan ne soxla nañ tey loi boo xam ne moo war a wax tey ci xar yi ni ñuy doxee soxla nañ tey loi boo xam ne tey moo war a wax ci nan la ñuy daggee suuf soxla nañ tey loi boo xam ne daa war a wax ci wàllum góor jigéen par exemple soxla nañ tey loi boo xam ne dafa war a wax ci wàllum éducation nan lañ koy organiser su ko defee ñoom ñu bind loi su ko defee ñëpp ànd ci tënk moo tax ñuy wax ne les lois doivent être l'émanation d'une demande sociale société bi su boppam ñoom la ñu war a delluwaat pour tëgg loi mais ñun ba ñuy tëgg suñuy loi suñu charte fondamentale delluwuñ ci suñu réalité sociale delluwuñ ci suñu réalité culturelle delluwuñ ci suñu réalité religieuse parce que bu doon dañ ci dellu tey mënuñ taxaw ñu ne réew moo xam ne 95% de musulmans la juróom-ñeent fukk ak juróom boo leen jëlee lépp ay jullit lañ ñuy tëgg suñu charte fondamentale te amul benn base juridique boo xam ne ci wàllu diine lañ ko teg wala ñi ko doon def tey dugal nañ ci ñoo xam ne ay nitu diine lañ ñu mën a xam ne fii lii lañ fa war a def fii lañ fa war a def mais ñi nga xam ne ay tubaab lañ jàng ñoom lañ dajale ñu dem xool France la mu tëgg ñu indi ko rek ñun presque changer tour yi yenn yi lu ndaw lañ ci changer daal di koy appliquer ne loi bi ñun moo ñuy régir. donc bu ñu nee décolonisation yemul rek c'est pas seulement statutaire comme nañ koy waxee du wàllu statut rek dafa am ay mots yu koy accompagner boo dégg naan décolonisation dañ naan autonomie di wax souveraineté. donc bu ñu la décoloniser France ne la ñun kat léegi amatuñ benn maanaam emprise benn mainmise ci ni ngeen di doxalee léegi yéen ay organiser wu ngeen xool lu ngeen bëgg doxalee seenum réew ñun mën nañ leen see jàppale mën nañ see ànd ak ñoom. ba mu ko defee nag c'est la ñu bari commencé xalaat comme ñun bu njëkk ay royaume lañ amoon ay buur bu ne yaay doxal sa dëkk yaay teg charte ya fay dox ak na muy tëddee léegi nag dañuy jógee ko ci loolu dem ci wàllu li ñuy wax état nag mooy loo xam ne tey lu formel lay doon ñu teg ko ci kaw population bi ñëpp dëppoo ci ànd ak moom ci ni muy doxee kon biñ jógee ci décolonisation ñun ay état yu bees lañ xamuñu woon forme d'administration bi nga xam ne moo am Europe am ci yeneen réew yi nga xam ne moom la ñuy wax les pays industrialisés maanaam réew yi nga xam ne dañ ne moo développé fu mel ni Italie Espagne France Angleterre ak yeneen i réew yoo xam ne ñoo nekk Europe kon ñu ne li ñu war mooy ñu tabax ay état nag dafa am lu mu laaj donc ginnaaw bi ñu defee conférence de Brazzaville boobu ñu ne kon Afrique jaratul léegi ñu fiy nekk naan dañ koy coloniser wala dañ fiy nekk di fi am une présence éternelle non li ñu soxla woon am nañ ko samp nañ fa suñuy gouverneur wala suñuy préfet wala des France ñoo xam ne ni daal lépp lu France wax moom lañ wax lépp lu France ne déet moom lañ ne déet donc ñu samp leen fa def conférence de Brazzaville xalaat nag ne nan la ñuy def nag processus de décolonisation bi réew mu nekk nag daan ne man sama processus de décolonisation nii laa koy tegee France nañ nag ñun li ñuy def mooy dañuy def benn tournée général de Gaulle ginnaaw bu ñu jógee ci deuxième guerre mondiale bi donc ñun dañuy def tournée laaj suñu ancienne colonie yi ndax bëgg nañ toujours rester dans la confédération française ñi nga xam ne bëgguñ ko nag ñu jox leen seen indépendance nga xam ne amatuñ benn lien ak France c'est le Sékou Touré moom jëlee indépendance yu Guinée en 1958 bi de Gaulle def tournée bi la na ko ñun li ñu gënal mooy ñu nekk pauvre moom suñu bopp que ngeen ñuy jox alal ba pare te duñ moom suñu bopp c'est la France joxee indépendance Guinée daal di dagg nag lépp lu mu fa defoon lépp lu mu fa courant ba da ko coupé fii li sax da koo buddi daal ne Guinée sagam yéen da ngeen di jaane da ngeen dëgër bopp mën ngeen demal seen bopp kon ñun France lépp lu ñu fi defoon danañ ko dindi fu mel ne Sénégal nag ñoom dañ ne déedéet ñun dañuy rester toujours dans la communauté française moo taxoon ñu voté ne oui nous préférons rester dans la communauté française am na nag ay bañkat yoo xam ne bañoon nañ ku mel ne Mamadou Dia waaye comme Dia dafa jege woon Senghor te Senghor moo ko dugal ci politique dugal ko ci état mu accepté ne kon garaawul nañ rester dans la communauté française kon France li mu bëggoon mën nañ wax ni réussir na ko décolonisation nag daa am lu ci war a topp ginnaaw bu conférence de Berlin amee 1885
ñu partager Afrique séddoo Afrique ba pare léegi nag teewul ba tey ci biir Afrique am na des poches de résistance ñoo xam ne ñu ngi bañ di xeex ne ñoom daal ba léegi dañ bëgg am seen indépendance. entre temps nag beneen mission civilisationnelle wala la mission civilisatrice bi nga xam ne da doon ñëw moom ne dañuy soppi ñun suñu xalaat suñuy mentalité bañ mën a doxal ni ñu bëgg a doxalee am na lu ñu fi réussir ñu jël nag yenn si ay africains yi xam ngeen ne am na ay écoles yu ñu créé woon l'école des fils de roi école yi nga xam ne ay doomi buur ñoo fa daan jàngee ndax li ñu bëgg tey ñu mën koo def si ñooñu sagam ñoom ba léegi gis nañu culturellement socialement am na fu leen nit ñi teg ñu ne non bu ñu leen bëggee changer tey population bi yëpp mënuñ leen rey su ko defee dootu amati sens mais ñii jiite tey nañ leen jël yóbbu leen suñu école di leen former di leen jàngal ba li ñu bëgg ci ñoom tey ñu mën koo def ci ñoom ba ëllëg ku fi nekk chef nekk fi patron lépp luñ bëgg nga appliquer ko rek di nga ko appliquer te population bi su boobaa dinañ ci ànd parce que am na fuñ leen teg ci lañ créé woon donc l'école des fils de roi nga xam ne bëri na ay doomu buur yu baree bari yoo xam ne ak ay doomu soxna fa lañ leen yóbbu woon di leen jàngaloo tubaab am na nag ñu ci bañ ñi nga xam ne dem nañ ba màgg ñëw ñu fal leen teg leen ñu bañ ni li tubaab bi def duñ ko appliquer mais ñooñu aussi dañ leen rey dama siy joxe comme exemple léegi Sidiya bi nga xam ne moo nekkoon Waalo nekkoon doomu Njëmbat Mbooj moom aussi da doon bañ li ko tubaab bi sant dem nañ yóbbu ko Europe jàngal ko former ko ñëw nommé ko chef de canton lépp mais teewul bi mu dikkee da doon bañ mais fa mujjee ak moom mooy dañ koo faat donc loolu bi mu demee ba am intellectuel yooyu aussi am ñenn ci ñoom ñoo xam ne dañ ne ñoom résistance bi ñu def résistance pacifique la danañ laaj seen maanaam décolonisation waaye duñ ko defee ak ay xeex wala waaye ay idée lañ koy jaaree commencé nag mu am ay mouvement ñuy commencé créer ñuy bañ di bañ ndànk-ndànk di waxtaan ak France fu mel ne Algérie moom dañoo jël ay armes xeex ak tubaab bi fu mel ne tey beneen réew bi nekk en Asie la bataille de Dien Bien Phu fàttali naa turu dëkk ba sëñ Mamadou Guèye Samb di ko naka fàttali ñoom aussi mais bataille de Dien Bien Phu si la amee woon ñoom aussi ñu dem xeex ak ñooñu Dien Bien Phu dëkk la boo xam ne mi ngi ci réew moomu Asie la fàtte naa tur bi dafa génnaat sama xel mais ñoom aussi dañ jëloon arme xeex dóor fa tubaab yi bañ daw. Algérie aussi c'était la même chose avec le Front de Libération Nationale li ñu doon wax FLN ñoom aussi dañ xeex ba am seen indépendance Sénégal nag jamono yooyu ñu mel ne ay Senghor ñoo fi nekkoon ñu mel ne ay Blaise Diagne ñoo fi nekkoon ñu mel ne ay Mamadou ay Lamine Gueye ñu ne ñoom dañuy waxtaan ñu mel ne ñoom Valdiodio Ndiaye dañuy waxtaan ak état ba am lu ñu bëgg donc commencé phase de décolonisation boobu nag moom moo indi woon li ñuy wax sax la conférence de Brazzaville nga xam ne Congo lañ ko defee woon daal di xool nag ginnaaw bu décoloniser Afrique presque li ñu bëggoon am nañ ko réussir nañ tey état bu nekk ka fa nekk di jiite tey ñun ñoo ko fa teg kon amatul benn sens ñuy ñëw di continuer colonisation bi kon nañ commencé xalaat nan la ñuy def ba décoloniser leen décolonisation boobu nag si lañ defee li ñuy wax la conférence de Brazzaville nga xam ne mi ngi am le 30 janvier 1944 au 8 février 1944 conférence de Brazzaville nga xam ne mi ngi amee woon Congo du 30 janvier au 8 février 1944 nga xam ne ñi ko convoqué woon mooy le comité français de la libération nationale ñu xool nag ginnaaw réew Afrique li ñu bëgg am nañ ko ña fa nekk ñëpp suñu waaw la ñuy wéy kon amatul benn sens ñu lay continuer di leen coloniser ndax liñ doon def comme mission mën nañ ne réussir nañ ko boo demee Sénégal tey ku fa nekk ñu ne Senghor moo fa ne Senghor fu mu génnee si école tubaab bi li ñu bëgg ci moom def nañ ko mu nekk catholique déjà def nañ ko mu nekk catholique parce que si mission catholique yi la jàngee donc li ñu bëggoon si moom si wàllu civilisation ci wàllu xel ci wàllu bopp def nañ ko ci moom boo demee tey fu mel ne Congo beneen abbé moo fa nekkoon yor fa ki nga xam ne moo yoroon pouvoir bi nga xam ne bu waxee ñëpp dañ koy dégg abbé la woon kon kooku tamit abbé Barthélemy Buganda moo fa nekkoon moom it lu ñu wax la wax lu ñu ne déet mu ne déet nga xam ne bi De Gaulle di ñëw sax dafa prononcé discours di ko tagg naan De Gaulle mu mag mii France gu am doole gi France mu baax mii France mu rëy mii kon soxlaatul ñuy jël ay armes wala ay nangam li ñu bëggoon mooy changer seen mentalité kon changement de mentalité boobu fexe nañ ñun ba am ko si ñoom kon nañ xalaat nag nan la ñuy def ba mën leen décoloniser maanaam jox leen seen indépendance ak seen autonomie. ginnaaw bu jaar nañ ci li ñuy wax esclavage jaar ci colonisation nga xam ne mi ngi duré 1880 ba 1960 léegi nag indi ñetti M yooyu. marchands yi ñëw di jël suñu ressources premières yi matières premières yi di yóbbu Europe di transformer missionnaires yi ñëw ne ñoom dañu am une mission civilisatrice dañuy ñëw def ñu nekk ay nit ñu civilisé maanaam nit ñoo xam ne daal ñoom dañuy yor boppu nit ku ñuul waaye xel ma la cay ne ak mentalité ba moom mentalité tubaab lay ne
militaires yi ñëw ñi nga xam ne ñoo doon bañ ñu jaxase leen ñu xeex seen biir ba sonn ñu ñëw nag faagaagal leen yeggali leen wala signé loolu li ñu bëgg ñu def bu ñu ko xasee ba signé nag ils sont dans l'obligation de le respecter wala ñi nga xam ne dañuy bañ te xam nañ ne mënuñoo xeex ak ñoom ñu ne ñun de maanaam déshonneur bii duñ ko subir mukk ñu préféré wu dem exilé wu seen bopp. loolu nag yemale wuñ ko rek si buur yi nga xam ne dañoo doon armée di xeex ak ñoom lañ demoon bu mujj gi ñu ne bu ñëm ci buur yi rek parce que buur yi am nañ doole waaye am na ñenn si sëriñ si ñoo xam ne it am nañ doole si lañ commencé tamit di convoquer sëriñ si benn par benn di leen neutraliser ne leen lenn daal lañ leen man ku si taxaw nga nangu ne di nga yem sa daara di jàngale dañ la ko bàyyee waaye keneen ku fiy woo ay nit ay mbooloo di dugal seen bopp leneen wala nga leen di conscientiser soit ñu fat la soit ñu déporté la. ci noonu ci zaahir bi rek bu ñu koy wax si lañ déporté woon ki nga xam ne mooy Serigne Touba Khadim Rasoul radiyallahu anhu yóbbu ko Gabon. lu ne jéem lañ ko def pour faagaagal ko niñ ko defee ay yeneen i mën naa ne entre guillemets moroomam ay yeneen i résistants yoo xam ne dañ doon bañ ku mel ne ay Samori tey mënuñ ci moom dara ñu bàyyi ko ba indiwaat ko donc loolu mooy armes yi nga xam ne doon lañ ko utiliser. ñi nga xam ne nag dañ leen mën a rey moom faagaagal leen dóor leen bal ñu faatu wala ñu def leen lu metti ba ñu dee ñoom dañ leen koo def gis ngeen Lat Joor dañ ko si xare lañ ko rey ak ñeneen ñoo xam ne ñoom dañoo taxaw lànk ne lii du am. ñu faat leen utiliser kon li nga xam ne mooy militaire loolu nag bi mu jeexee ba pare ñu xam ne léegi presque amatul benn résistant bu fi am si lañ convoqué li ñuy wax nag la conférence de Berlin ñu dem nag biir Europe Berlin Allemagne daan ne nañ dajaloo nag ñun puissance occidentale yi ñun waa Europe nañ xool nag nan la ñuy def ba séddoo Afrique tey donc conférence de Berlin boobu mi ngi am du 15 novembre 1884 au 26 février 1885 nga xam ne moom lañ doon wax ne mooy conférence bi nga xam ne si lañ war a taxawee tey séddoo Afrique xool France lan la ci am xool Angleterre lan la ci am xool Allemagne lan la ci am xool Portugal lan la ci am xool Italie lan la ci am maanaam réew mu nekk rek ñu xool lan nga am ci Afrique su ko defee ñu def ko ay pàcc séddoo ko loolu mooy la conférence de Berlin. missionnaire yooyu ñu indi nag lan moo nekkoon seen rôle comme le nom l'indique boo déggee missionnaire moo koo xam ne dafa dem doxi mission. mission nag boo koy def da ngay am terme de référence bu ñu ko mënee waxee noonu maanaam bala ngaa dem di nga xam yow exactement lan ngay uti fii liñ fi doon uti ñoom nee nañ dañuy ñëw pour civiliser ñu ndax nee nañ ñun kat ay peuple lañ yoo xam ne dañu arriéré xamuñu civilisation maanaam ñun daal amuñu benn civilisation kon ñoom dañuy ñëw pour civiliser ñu waaye yemuñu civiliser ñu rek nee nañ ñun kat amuñu gëm-gëm maanaam suñu gëm-gëm du dara on est des animistes on est des ceddo ñun daal gëmuñu dara du dul naan sàngara ak defar suñuy xambu te nag dafa am diine yoo xam ne taxaw na loolu nag li ñuy wax missionnaires yi ñoom ñoo ko yore woon mooy deuxième M bi mooy les missionnaires ñoom biñ ñëwee commencé créer ay école ne dañuy jàngal nit ñi xamal leen lan mooy civilisation nit nan la war a solo nit nan la war a lekkee commencé créer ay kuddëg ay affaires yoo xam ne daal c'est typiquement européen ñoom seeni mbir la mais du suñuy mbir donc ñu ñëw nit ñu kon ñun si suñu aada ak suñu cosaan dañoo war a changer si doxalin indi ñoom beneen doxalin boo xam ne day dëppoo ak ñoom seen gis-gis bi ñu am ci àdduna ak seen gis-gis bi nga xam ne moom lañ am ci lan mooy civilisation ak lan mooy doomu aadama boo xam ne civilisé na donc loolu ñu tegoon ay prêtre ñu si bëri waa église bi ñoom lañ jëloon ñu leen di indi en même temps ñuy jàngal nit ñi lan mooy civilisation ñu leen di jàngalaale aussi lan mooy diiney christianisme maanaam chrétien yi christianisme mooy lan donc di leen ci former di ci yar ay nit ba dugal leen ci seen diine jooju waaye aussi ba fexe ba mel ne leen ñoom li nga xam ne noonu lañ bëgg a mel loolu it bu ngeen déglu waxtaanu sëñ Sam mi ngi koy wax naan intellectuel ñaar la assimilant ak assimilé modèle de colonisation bi nga xam ne moom la France amoon fii ci Sénégal modèle assimilationniste la moom da lay fexee tëgg ba nga mel ne ab tubaab boo xam ne sa der rek moo ñuul waaye sa mentalité sa xalaat ak lépp moom day nekk xalaatu tubaab moo taxoon biñ ñëwee ñoom yemuñ rek ci comme ni anglais yi doon def anglais yi ñoom seen méthode bi ñu amoon mooy dañuy ñëw rek jël say produit jël li ñu soxla dem seen yoon bu ñu mais yow sa culture ak sa aada ak sa cosaan ñoom dañ la koy bàyyee France nag dana déedéet ñii de changement bi dafa war a profond waruñ leen rek yem di jël seeni ressources non non nañ leen fexee tëggee ñoom ba ñi ñu bëgg ñun ñu mel ñoom ñu mel ko nga xam ne comme ni ma ko waxee am na benn bindkat bu mag bu tudd Frantz Fanon bu ko bind ci benn livre peau noire masque blanc maanaam yaram bi rek moo ñuul waaye xel meeg mentalité beeg ni muy defee yëpp moom tubaab la donc modèle boobu tubaab bi moom la fi indi woon mooy modèle assimilationniste nga xam ne day jël sénégalais bi def ko ab tubaab bu ñuul der bi rek moo leen di wutale waaye si wàllum xalaat ak wàllum doxalin ak lépp lu tubaab bi sant loolu lay def donc loolu mooy rôle bi nga xam ne missionnaire yi moom lañ fi indi woon beneen M bi muy militaire
ñu ne nag bu fekkee tey am na ñoo xam ne ñu ngi bañ ñooñu nag ay canon ay bomb la ñuy jàkkaarloo ak ñoom mooy ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax les résistants bañkat yi ñi nga xam ne ñoo bañoon ne li tubaab bi bëgg duñ ko nangu ko mel na la joor tey mu ne pourquoi tubaab bi ñëw duñu bayloo gerte ne dafay def train parce que train bi ñun gerte gi ñuy bay au lieu mu servir ñu ñoom dañ koy teg def ci train yi yóbbu ko ci bateau yi yóbbu ko France maanaam transformé ko def ko diwlin ak leneen su ko defee indi ko jaayaat ñu ko donc ku mel ne Aline Sitoé Diatta aussi loolu la doon bañ ci wàllum ceeb bi leen bàyyi gars yi bëgg a bayloo gerte mu ne déedéet ñun bayum gerte du suñu intérêt parce que ñun amuñu usine yu ñu permettre ñu transformer ko mais sëgam Casamance lañ ne suuf si baax na ndox mi doy na ñun nañu bay ceeb mu prôné woon si li ñuy wax la désobéissance civile maanaam li ñu tubaab bi sant duñ ko def loolu tax moom ñu jàpp ko déporté ko donc militaires yi moom mooy képp koo xam ne ñëwoon nga fi tey ñu teg seen politique nga bañ ko non seulement ñu fexe leen jaxase yéen diggante royaume yi fi amoon tey jaxase tey Jolof ak Kajoor ñu xeex bu metti wala ñu jaxase tey Fuuta ak Waalo ñu xeex yu metti bu ñu demee ba fragiliser leen maanaam dem ba néewal leen doole dëgg-dëgg nag commencé leen a jël nag ñoom royaume yi par exemple Jolof ak Bawol xeex nañ xeex bu metti nga xam ne tey ñu bari dee nañ ci Jolof ñu bari dee nañ ci Bawol tey bu beneen armée ñëwaatee di leen attaqué dina fekk déjà ñoom lañ amoon ci arme yu si bari jeex na parce que ñi ngi doog a jógee ci guerre amaguñ temps defaraat yeneen arme tubaab bi nag doog leen song nag di leen éliminer benn wala li nga xam ne moom la bëgg ne lii laay imposer mu teg loola benn pacte boo xam ne da nga koy signé daan ne d'accord naa ci lu tubaab bi di wax lu ko mooy mu xeex ak yow te bu xeex ak yow ay fetal nga yor ay jaasi nga yor ay fet moom ay canon la yor ak ay fusil c'est-à-dire loolu moo nekkoon rôle bi nga xam ne mooy rôle militaire yi donc loolu yëpp réewu Afrique yi rawatina Sénégal jaar nañ ci donc ñu gis ni Afrique rawatina Sénégal dafa jaar ci ñetti xeetu esclavage yooyu muy esclavage arabe traite négrière ak la traite intra-africaine wala boog esclavage boo xam ne ci biir Afrique lay am esclavage arabe duré na 300 at 300 ans traite négrière duré na 110 ans esclavage wala traite intra-africaine moom duré na ay milliers et des milliers d'années ba léegi ñu ngi wax ne am na ay réew yoo xam ne am na fa ginnaaw bu ñu jógee ci loolu nag nga xam ne ñoom li ñu soxla woon yëpp am nañ ko presque plus de 40 millions de personnes jëlee nañ leen Afrique yóbbu leen Amérique 42 millions la étude yi wax gëstu yi nee nañ 42 millions de personnes ci ay archives jëlee nañ leen Afrique yóbbu leen Amérique pour ñu mën fa liggéey moo tax Amérique nekk peuple boo xam ne c'est un peuple cosmopolite noir yi bari nañ fa lool te ñu si ëpp tey seeni maam dañoo dellu si waat mënoon nañ ci wax histoire nga xam ne tey dem na ba yenn ñi révolutionnaire yi nga xam ne ay William Du Bois ak ñeneen ñi dañ dem ba à un certain moment ñoom sentiratuñ seen bopp ne ñoom ay américain lañ mais dañ gëm ne ay africain lañ ñu dellu si waat ñibbiwaat Afrique loolu beneen kii la beneen histoire la ay amaana dinañ si mës a ñëw waaye daal bi nga xam ne dem nañ ba doyal ñu ñëwaat nag Afrique ak beneen mbubu sol beneen yére bii ñu sol nu mu tudd colonisation la tudd colonisation mi ngi commencé Afrique 1880 mi ngi jeex 1960 donc 1880 ba 1960 loolu mooy état bu colonisation am na sax ñu ne colonisation mi ngi commencé ci 1850 ci gëstukat yi ndax nee nañ biñ demee ba doyal ci africains yi xam ne léegi soxlaatuñ doole liñ soxla woon pour exploiter yépp am nañ ko léegi li nga xam ne moom lañ dese moom la ñuy tëwoo mooy ñëw nag ressources yi nga xam ne Afrique am nañ ko ñu xool nan la ñuy def ba ressources yooyu ñu koy mën di tibb di yóbbu Europe di ko transformer di ko dellusiwaat di ko jaayaat Afrique donc su ma nee Afrique Sénégal mi ngi ci biir donc ñu ñëw ak ñetti M yéen a ngi dégg sëñ Sam di ko wax naan bi ñuy ñëw di def colonisation ñetti M lañ indaale mooy marchand dañuy ñëw pour jaay ñoom ñëwuñu pour dara mais dañuy ñëw pour jaay buñ jaayee seeni produit bu ñuy dem yóbbu matière première par exemple bu ñëwee indi fi ay produits yoo xam ne lu mel ne ay seetu la wala lu mel ne ay armoire la wala lu mel ne ay lal la wala lu mel ne ay vélo pédale la wala lu mel ne ay moto léegi buñ ko indee gars yi jënd ko daal mais jëndi ba troc la woon bu njëkk amuloon système mu xaalis boo xam ne da ngay yëkkati xaalis di ko joxe déedéet troc da ngay joxe produit ñu jox la produit par exemple su ma bëggee parfum tey si sëñ Dame Seye damay yëkkati par exemple sama benn casquette ma jox wala mu ne ma valeur parfum bi ñaata la mu ne ma parfum bi de boo ko bëggee da nga may jox ñetti casquette su ko defee ma yëkkati ñetti casquette jox ko moom mu jox mu benn parfum su ma bëggee xar tey si sëñ Amdi dama daan xar mi ñaata la mu ne ma xar mi de soo ko bëggee da nga may jox par exemple juróomi kaas su ko defee ma jël juróomi kaas jox ko mooy li nga xam ne ñoom mënuñ ko woon defar te amu fi ak ñee li nga xam ne soxla nañ ko te amul seen réew donc noonu lañ daan échanger yi noonu la tegu woon loolu la ñuy wax le système de troc
ki nga xam ne tey dafa bëgg ceeb te am dugub day xool si valeur u ceeb ak valeur u dugub ceeb kilo bi ñaata la par exemple ñu ne kilo bi 600 la dugub kilo bi ñaata la ñu ne kilo bi 200 la kon boo bëggee kilo ceeb di nga joxe ñetti kilo dugub donc échange bi Europe bu njëkk noonu la daan def mais moom li mu daan indi mooy des produits manufacturés loo xam ne dañ ko defar changé ko ci ay usines bu ñëwee nag yóbbu matière première mais toujours échange bi da doon déséquilibré c'était en défaveur de l'Afrique et au profit de l'Europe à chaque fois noonu la ñu doon def donc marchand yi loolu moo nekkoon seen mission beneen M bi comme ñetti M la mooy missionnaire ginnaaw bu ñu fi yónnee marchand ñu ñëw di jël suñu ressources yi ñun suñu ressources naturelles yi di ko yóbbu Europe di ko changer ñu indi li ñuy wax ay missionnaire kon loolu ñuy wax traite intra-africaine bokk na ci ñoo xam ne nii concerné la woon ay millions ngi doomu aadama mu nekk na traite boo xam ne traite bu yàgg la daanaka mën nañ ne ëpp na ay junniy at ginnaaw traite boobu nag si lañ ñëw ci li ñuy wax traite négrière nag moom mooy traite bi nga xam ne européens yi si boppam ginnaaw buñ defee seen révolution industrielle en 1850 defar seeni bateau mën a déplacé wu ginnaaw buñ defee conquête coloniale donc si lañ donc traite négrière bi avant conquête coloniale bi rek parce que après conquête coloniale bi mooy ñëw mooy la colonisation donc traite négrière boobu nga xam ne dafa durer de 1740 à 1850 loolu lañ daan wax le commerce triangulaire nga xam ne dañuy jógee Europe jëlee fa ay matériels yu amul benn solo ñëw Afrique jaay ko fi buñ ko jaayee li ñu daan weccoo nit la par exemple bu njëkk da nga gis seetu biñ koy doog a créé africains yi xamuñ ko woon buur yi tey boo leen joxee ab seetu ñoom mën nañoo jël jaam jox la wala tey nga defar benn potu meew boo xam ne amaana sax meew mi Afrique la jógee ñu yóbbu ko fële dugal ko seeni usine encastré ko ci pot ñëw jox leen ko ne leen lii meewa si ne waaye boo bëggee pot bi kat moom da nga may jox nit su ko defee ñu yëkkati nit jox la am ñoo xam ne tamit dañ daan jaay di jënd ay matériel li ñu doon wax des pacotilles matériel yoo xam ne daanaka amul benn solo amul lenn lu muy tekki da nga ko yor ñaari fan wala ñetti fan mu yàqu say loxo donc loolu moo nekkoon traite négrière bu ñu jógee Europe indi seen marchandise jël Afrique ñu jox leen ay jaam bu ñu leen joxee jaam européens yi dañ doon jógee waat Afrique dem fa nga xam ne moo doon Amérique bu ñu demee Amérique nag amoon na ay plantation yu fa ne daan fa bay suukar li nga xam ne moom la ñuy wax comme CSS li muy def compagnie sucrière sénégalaise nga xam ne tool yooyu c'était des champs de canne à sucre mooy ngëjëm yaakaar naa lañ ko tuddee si wolof ngëjëm mooy loolu nga xam ne xale yi dañ koy dagg di ko yëy si biir muy saf suukar ndax suukar si loolu lañ koy defaree donc buñ leen fa jëlee waan ñoom ñuy dem di bay ci tool yooyu nga xam ne mooy toolu américains yi ay doole lañ daan yóbbu mooy ay africains yu am doole yoo xam ne c'était de construction robuste dafa amoon ay critères nga xam ne nit ñi buñ daan ñëw tubaab yi buñ daan ñëw di jënd si ay nit dañ lay daaj di la xool ubbi sa gémmiñ comme ni ñuy def xar xam nga léeg-léeg nga jënd xar ñu naan fokk ñaar laak fokk ñett laak ndax xar mi màgget naag bu njëkk européens yi buñ daan ñëw Afrique di jël ay doomu aadama di leen yóbbu Amérique parce que si ay tool lañ daan nekk di liggéey lu metti kon dañuy soxla ñoo xam ne daal dañuy am doole am kattan donc loolu booy xool concerté na tamit ñu baree bari mi ngi am diggante 1740 ba 1850 donc 3 phases yooyu mooy esclavage nga xam ne lu si bëri Afrique da koo dund muy esclavage arabe wala esclavage oriental bi nga xam ne duré na ñetti téeméeri at 300 ans mu am traite négrière bi nga xam ne duré na 110 ans 1740 1850 parce que yéen a ngi fàttali que ni esclavage ñu ngi ko abolir en 1848 par benn tubaab bu ñuy wax Victor Schœlcher. traite intra-africaine bi nga xam ne dafa amoon aussi boobu moom ay junniy at la durée te ba léegi sax Afrique am na réew yoo xam ne ñu ngi naan am na ay jaam yu fa am Mauritanie gi nga xam ne jege nañu ñu ngi naan ba léegi am na ay association yu fa nekk di xeex li nga xam ne mooy buumug jaam gi nga xam ne dañ ko takk ci baatu ay nit ñu ñuul ñu fa nekk kon loolu moom ba fii ñuy dem malgré que aboli nañ l'esclavage am na ci yenn ci réew yoo xam ne mu ngi fay continuer di am. kon bu dee dañuy delluwaat ci histoire dañuy gis ne suñu réew dafa am ñetti mbir yu mag yoo xam ne daf koo jànkoonteel ñetti mbir yoo xamante ni mën nañ ne Afrique de manière générale waaye Sénégal en particulier dafa jànkoonte ak jafe-jafe yooyu jafe-jafe bi ci njëkk mooy li ñuy wax esclavage nga xam ne lu yàgg am la booy gëstu histoire dañ ne liñ déporté maanaam li nga xam ne jëlee nañ leen Afrique ci wàllum esclavage nga xam ne dañ leen daan jaay bu njëkk suñ maam ñi dañ daan jaayante nga xam ne da ngay jàpp sa jàmm bu la neexee jaay ko loolu rek nee nañ touché na plus de 42 millions de personnes ñeent fukki millions ak ñaar ci biir Afrique ñoo xam ne jënd ak jaay ay doomu aadama lañ leen woon ñu leen daan jënd di leen jaay mu am nag ñetti forme esclavage bu am li ñuy wax esclavage arabe
nga xam ne bu njëkk naari ñoo ko njëkkee woon ñoo ko daan def maanaam di jaayante nga xam ne avant l'islam di ñëw sax moom daanaka nekkul woon lu ay nekkul woon luñ tere ba ci biir islam sax am na ay maanaam bàkkaar yoo xam ne boo ko defee goreel doomu aadama bokk na ci li koy saafara maanaam li nga xam ne mooy tax bàkkaar boobu ñu jéggal la ko donc loolu daf cee am waaye ginnaaw esclavage arabe boobu nga xam ne mi ngi am si lu toll si 300 ans ñetti téeméeri at yoo xam ne ñi ngi jàpp ay africain ay nit ñu ñuul di leen jaay ci réewu arab yi lu mat ñetti téeméeri at am na ko mu amaat li ñuy wax traite négrière wala bu avant traite négrière dafa amoon lu ñuy wax traite intra africain nga xam ne traite boobu moom ci biir Afrique la daan am nga xam ne boobu moom ay junni doomu aadama yoo xam ne dugg nañ ci loolu biir Afrique xam ngeen bu njëkk li ñu amoon mooy ay royaume ay buur lañ amoon ñu daan jiite buur yooyu daan xare daan jàpp jaam yooyu ñu daan jàpp nag dañoo amoon ndogal ci ñoom mu nañ loon leen def jaam ñu leen di liggéeyloo waaye bu leen neexoon nit mën nañ leen a jël jaay leen yeneen i réew wala yeneen i royaume ñu nekk fa ay jaam di liggéeyal ñooñu heure bu guerre amaan ñi ñu daan jàpp ñu laan daan wax sëñ Sam ngeen koy dégg muy wax loolu mooy rançon de guerre dañ leen daan jàpp di leen jaay loolu biir Afrique rek si suñu biir ñun par exemple bu dee da ngay jël fu mel ne Sénégal tey diggante Jolof ak Bawol mën nañoo guerre waa Jolof ñi ñu jàpp ci Bawol dem jaay leen Siin wala ñu jaay leen Saalum waa Bawol li ñu jàpp ci waa Jolof dem jaay leen Waalo wala ñu yóbbu leen jaay leen fële nga xam ne mooy Tekruur donc loolu ay junni at yoo xam ne ci lañ nekkoon waaye nag da ngeen di jàpp ne boobu daanaka l'islam duggagul woon Sénégal bismillah kon lu jëm ci waxtaan wi dama naan tey moom dañ koy defal plan nga xam ne dinañ ko mën a topp benn par benn amaana nag yu bari dinañ ko résumé ndax waxtu wi ak it liñ ci mën a wax bari lool ndax li xew Sénégal muy radiation police bi nga xam ne mooy Pape Bouba Diallo ndax lan ndax dafa nuyu ki nga xam ne mooy wasilaam di sëriñam fekk mi ngi sol tenue daal di koy sukkal si jootal ko ci état bi ñu nekk wala république bi ñu nekk ndéem am nañ ko ñu ne loolu kat dafa àndul ak éthique ak déontologie militaire bi nga xam ne moom moo régir li nga xam ne moom mooy way takk der yi moo am kon jàngat bu am solo buñ ci war a def par rapport ak ñun suñu contexte social par rapport ak suñu contexte culturel waaye aussi par rapport ak suñu contexte religieux kon waxtaan wi pour ñu def ko day koy teg ci nii dañuy commencer d'abord dem tuuti ci histoire gëstu ci wàllu histoire maanaam li ñuy wax repère historique nga xam ne suñu continent bi rawatina suñu réew muy Sénégal dafa bari foo xam ne dafaa jaar buñ koy nettali mën nañoo commencer ci esclavage ñëw ci colonisation ñëw ci décolonisation ba fi ñu toll ñu nekk ci contexte boo xam ne moom la ñuy wax mondialisation yooyu yëpp ay pàcc la yoo xam ne Sénégal jaar nañ ci waaye ginnaaw loolu it ginnaaw buñ ne Sénégal jàll na ci décolonisation dafa am lu mu ci teg mooy taxawal état bu boppam gars yi ne Senghor moo taxawal état boobu biñ koy taxawal ci nan lañ ko taxawalee dinañ ci ñëw waaye ginnaaw bu état amee dafa am ay texte ak ay règlement yu ko tënk bi ci jiitu nag mooy li ñuy wax la charte fondamentale mooy texte bi gën a mag nga xam ne moom la am réew di am ñu koy wax constitution bi moom nan la gisee wàllum diine waaye ginnaaw constitution boobu nag ñu dugg nag ci texte yi nga xam ne moo régir police en tant que institution moom aussi nga xam ne bëri na ay décret yu jaar waaye yu si bëri dañ leen abrogé texte bi nga xam ne actuellement bu ñuy wax police si la ñuy tënku si la ñuy référé wu mooy décret 2009-490 du 28 mai 2009 mais décret boobu bi mu amee dafa am loi boo xam ne moo ko jiitu ndax décret day ñëw pour leeral loi kon loi bi jiitu woon mooy la loi 2009-18 du 9 mars 2009 donc yooyu mooy doon texte yi nga xam ne tey bu dee da nga bëgg a wax ci police wala nga àttewu ci li ci ëpp ci ñoom ngay delluwaat su ko defee waxtaan bi si loolu lañ ko bëgg a tënk bu ko defee bëgg nañ ñëw tamit ci histoire diggante li ñuy wax le pouvoir temporel ak le pouvoir spirituel muy ñi nga xam ne ñooy ay way diine di ay kilifa ak ñi nga xam ne ñoom ñooy way àdduna buñ ko mën a waxee noonu nga xam ne ñoom ñoo yor état yor république seen relation fi ci Sénégal nan la daan doxee ak ba léegi nan lay doxee
bu ko defee loolu mooy plan bi nga xam ne bëgg nañ koo topp def ci waxtaan waaye nag point bu ci nekk rek ñu jéem koo résumer ndax buñ ko yaatalee moom amaana du fi xaj wala dina gudd lool. mais loolu pour mu am tey nga xam ne constitution dafa war a nekk projet de société. constitution warul rek yem dans un cadre purement légal wala juridique non non constitution li ko war a maanaam base fondamentale bi sukkandiku waayam dëgg dafa war a nekk benn projet de société boo xam ne moom lañ war a am ñun suñu askan suñu société nan lañ bëgg ñu doxee ak fan lañ leen bëgg a jëmale ëllëg fan lañ leen bëgg a yóbbu ëllëg. su ko defee loolu bu leen mooy question fondamentale bi nga xam ne moom la ñuy posé amaana bu ñuy bind suñu constitution tey dinañ ko mën a adapté par rapport ak suñuy réalité suñuy bëgg-bëgg ak suñu gisin ak suñu doxalin ci suñu réew ak suñuy tradition. parce que tradition aussi am na lu ci baax loo xam ne tey bu ñu doon dem bay def loolu war nañ ko see mën a boole. ay nit ñi nga xam ne dañ xam li xewoon parce que Afrique ni ma koy faral di waxee amul lenn lu muy jàng ci Europe parce que principe démocratique yii invité naa fi le professeur Djibi Diakhaté mu defal ñu benn waxtaan sur la charte du Mandé et la révolution torodo de Thierno Souleymane Baal. xam ngeen ne Thierno Souleymane Baal bi muy def révolution boobu noonu c'était vers les années 1236 boobu France defagul la révolution politique bi nga xam ne moo am 1749 bi muy wax naan système démocratique ni muy doxee kon ñun loolu nekkul loo xam ne dañ koy jàng ci Europe. amoon nañ ko te am nañ ay nit ñoo xam ne ils sont suffisamment qualifiés am nañ xam-xam bi mën-mën gi ak expertise bi ba mën ko concrétiser nga xam ne dinañ tëgg loo xam ne tey dina dëppoo suñu aada ak suñu cosaan. malheureusement loolu defuñu ko lu tax parce que amuñu projet de société parce que pour nga def loo xam ne sa société dinañ ci gis seen bopp da ngay am benn projet boo xam ne nii nag da nga naan société bi kat nii lañ ko defee nii la tëddee nii la doxee kon bu dee da nga bëgg indi ay loi yoo xam ne day adapté ak ni société bi doxee da ngay am projet boobu nag moo lay permettre moom mooy génnee li ñuy wax les lignes directrices sur la base desquelles si la ñuy bind li nga xam ne te mooy suñuy texte de loi si la ñuy bind li nga xam ne tamit mooy suñuy décret. et malheureusement bi ñu defee suñu décolonisation dañ ko def de manière institutionnelle. France nee na jox na leen am ngeen seen indépendance mais de manière changement de mentalité bi waroon am nga xam ne décolonisation des mentalités loolu moo amul. parce que wax naa leen ne leen France li mu bëggoon def mooy def ñu ay tubaab yu ñuul donc même bu fi jógee teewul mentalité bi ñu waroon am ñun nga xam ne dañu waroon décoloniser suñu mentalité suñu bopp malheureusement loolu lañ deful. décoloniser nañ de manière institutionnelle administrative mais mentalité yi nga xam ne moom la ñu waroon décoloniser delluwaat nag si suñu réalité si suñu aada suñuy cosaan tëgg ci suñu constitution tëgg si suñuy texte ak suñuy règlement suñuy loi malheureusement loolu amul. moo tax coow yu bari tey di jib te population bi de manière générale gisuñ ci seen bopp. donc loolu may wax mooy projet de société nag bu fekkee tey ba ngay tëgg sa texte règlement loi constitution yi nga xam ne ñooy tënk réew mi waa réew mi yëpp war see tënku da nga amoon projet de société boobu nga soumettre ko population bañ d'accord à travers par exemple un référendum nga wax exactement ne lan ak lii moo nekk ci constitution bi ñuy tëgg bi ñu bind. su ko defee population bi ñoom dinañ wax ne d'accord nañ ci en votant massivement oui wala ñu ne déet d'accorduñ ci en votant massivement non. mais nag ñun référendum yi ngeen fi gis ñuy def ñëpp c'est plus politique qu'autre chose. plus politique pour régler des règlements de compte politique si la ñuy def lu si ëpp ay constitution waaye constitution boo xam ne dañoo tëgg loo xam ne nii tey mais parce que bi ñu ko fi defee woon am na ñoo xam ne dañoo laïcité bi duñ ko mës a voté mais gars yi dem def seen campagne dugal ci politique ba tey dinañ ci dugal ay prox ndoll yoo xam ne dañuy dugal loo xam ne lu baax la dugal lu bon léegi yow mënoo toog nga ne damay rejeté wàlle lépp soo voté oui jël nga lu baax la amaana am na ci waaye daanaka li ci ëpp lu bon la nga voté ko te ba pare buñ ko tëggee au lieu ñu dem partagé ko nit ñi xam dëgg-dëgg li ci nekk duñ ko def parce que bu fekkee bind nga xam ne da nga bëgg nit ñi da nga war a def campagne de communication de masse dem ci télé yi ñu koy faram pàccee ponk par ponk article par article chapitre par chapitre alinéa par alinéa benn bu dañu leeral li ci nekk population bañ xam ne lii la su ko defee booy voté ji di nga xam yow li ngay voté ji lan la waaye dañ ciy compat ñaar wala ñett yi leen si intéressé rek ñëw présenté ko nit ñi su ko defee nit ñi voté ko aveuglément sans pour autant ñu xam dëgg-dëgg li ñu voté lan la dëgg-dëgg ñu xam li ñu voté lan la. constitution boobu nag boo ko voté mu nekk projet de société tey ba nit ñi validé ko su boobaa nag signé nga ak ñoom li ñuy wax le pacte social
pacte social nag boo ko xasee ba signé ak ñoom mooy yow en tant que état da nga ko war a respecter ñoom aussi en tant que peuple dañ ko war a respecter parce que dafa am différence fondamentale bu am entre li ñuy wax état ak nation état moom presque mën nañu droit moo koy teg constitution ay décret ay loi ay vote ay nangam ak nangam loolu domaine droit la mais nation nag dafa gën a dafa romb état Sénégal nag mën nañ ne am nañ état institutionnellement parlant administrativement parlant mais nation bi si boppam nga xam ne nag moom la si ànd daan wax naan moom mooy ciment bi nga xam ne mooy lié doomu aadama yi loolu moom des na état moom mooy appliquer rigoureusement les lois bu dee nation nga am na da ngay xalaat toujours doomu aadama yi seen aada seen cosaan seen nekkin da ngay delluwaat seenu dund seen façon wu dundin nga doog leen say juger nga doog leen say atte ñun nag dañuy atte ci état te atte wuñ ñu si nation boo demee tey si suñu charte fondamentale mi ngi indi loolu wax na ko ne nation mooy li nga xam ne mooy ciment bi nga xam ne mooy dëgëral nekkinu doomu aadama yi waaye loi nag moom day appliqué wu rek de manière mécanique et rigoureuse da nga naan def nga faute tàngam loi bi li la ci wax dañu koy appliqué ñu appliqué la ko mu dal sa kaw donc bu doon tey dem nañ ba am projet de société boobu signé le pacte social su ko defee population bi adhéré si xam lan mooy contenu bi amaana kon coow yu bari yi am tey mënoon naa bañ a am kon li nga xam ne moo waroon te jiitu te defuñu ko mooy suñuy luwaay réew yi nga xam ne moo tënk suñu réew bu ñu koy doxal tey dañ ko waroon doxal par rapport ak suñu réalité dañ ko waroon doxal par rapport ak suñu dunduñ dañ ko waroon doxal par rapport ak suñu nekkin dañ ko war a doxal par rapport ak suñu passé bi nga xam ne am nañ ko te ma ñëw si léegi muy esclavage muy colonisation muy décolonisation décolonisation bi ne def nañ ko de manière formelle de manière institutionnelle mais defuñ ko nag du point de vue des mentalités suñuy xalaat du point de vue de nos textes bi ñuy bindaat suñuy textes delluwaatuñ ci suñu aada delluwaatuñ suñuy cosaan waaye teewul nag Sénégal dafa mus a am coexistence pacifique entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel maanaam dañ mus di ànd di dund way diine ak way aada su ma juuma lañ leen di wax way diine ak way aada dañ mës a ànd wala boog ñi nga xam ne ñoo yor wàllu état way nguur dañ mës a ànd di doxal bu ngeen di xool relation yooyu amoon na diggante Serigne Fallou bi nga xam ne moo nekkoon xalif général des Mourides ak Senghor ces mêmes relation moo taxoon mu amoon ànd bu rafet diggante Senghor aussi ak Serigne Babacar Sy bi nga xam ne moo nekkoon ci jamonoom xalifa Tidiane donc mu amoon coexistence pacifique pourtant boobu am na ñu fi nekkoon di ay sénégalais te ànduñu woon ak Serigne si wala boog si seen politique jàppale wuñ leen si woon ku mel ne Lamine Gueye mi ngi fi woon ku mel ne Mamadou Dia mi ngi fi woon amoon ñu fi bëgg mais teewul Serigne si Senghor lañ àndaloon muy doxal état ñu ànd ak moom ca nam koy doxalee même relation yooyu aussi comme ni que su ma juum sëñ Ablaye moo ko doon wax wala sëñ Fallou doon wax ne tant que daal attaqué wul ñun suñuy gëm-gëm état am dañ koy bàyyi mu doxalee ko na mu ko bëgg a doxalee rek heure bu bëggee dugg nag suñuy pas-pas ak suñuy leneen nag su ko defee nag moom dinañ jàmmaarloo ak moom waaw dinañ jàmmaarloo ak moom kon ñoom amoon nañ xelum yu baree bari ñuy bàyyi mu jàll parce que xam nañ ne suñu am nañ texte boo xam ne moo ñu tënk waaye nag texte bi ñu tënk du texte boo xam ne day rendre compte réalité bi nga xam ne moom moo am dëgg-dëgg fi nga xam ne moom mooy Sénégal moo wuy téléphone te ñëw donc ñu gis ni Sénégal kon malgré li am yëpp président bi njëkk am nekkul woon jullit te ñu ngi naan réew mi 95% de musulmans ñoo fi ne waaye teewul moom dafa tabax na état waaye tamit bàyyi woon na xel bu baax li nga xam ne mooy nation loolu lañ daan wax état nation booy dégg bu njëkk ce concept dañ daan wax état nation état bi daanaka li muy régir mooy les administratifs mais li nga xam ne mooy nation bi aussi dafa am ak yolamal goo xam ne dañ ko si daan def ak yolamal parce que xam nañ ne texte yi ñu bind kat wax dëgg yàlla dëppawul ak suñu aada dëppawul ak suñu cosaan kon mënuñ ko appliquer de manière rigoureuse appliquer ko nit ñi donc moo tax Senghor amoon relation yi mu amoon ak Serigne Babacar moo taxoon mu am Senghor am relation yi mu amoon ak Serigne Fallou moo taxoon Abdou Diouf amoon relation yi mu am moom aussi ak Serigne Abdou Lahad moo taxoon aussi Ablaye Wade bi mu ñëwee mu am relation yi mu am ak Serigne Saliou donc nga gis ni ñoom heure bu ñu dikkee rek le pouvoir religieux am na fu ñu leen teg pouvoir religieux bi aussi leen ko delloo donc pouvoir religieux ni ñu koy waxee fii ci Sénégal mosuñoo jóg dem fekki état Senghor moo daan déplacé à chaque fois di ñëw di fekk sëñ Fallou di sàkku si moom ñaan wala di sàkku si moom ndimbal wala di ko jox daal wàccuwaayam wax suñu borom jox
de la même manière sëñ Ababacar Sy, de la même manière Ablaye Wade ak sëñ Saliou, Ablaye Wade ak Cheikh Mouhamad Amin Al Bara, Serigne Bara, même Macky Sall mi bi muy nekk si opposition bi wala bi muy nekk ci Ablaye Wade relation yu mel noonu moom la amoon aussi ak sëñ Bara. parce que bu ngeen fàttalikoo amoon na fi jafe-jafe ak Ablaye Wade bañ doon wax naan dañ ko dugal kaso duñ ko dugal kaso, mais ba mu jaaxlee si kan la demoon si jamono yooyu boobu sëñ Bara moo ne xalif général des Mourides ci moom la demoon seeti ko. ba mu demee sëñ Bara xamal ko ne ko dinaa waxtaan ak Ablaye Wade du la tëj, mais tey bu dul woon cër boobu Ablaye Wade joxoon sëñ Bara tey ndax kon moom du nekk ci kaso bi, ndax kon moom tey duñ ko tëj. demoon na fi seeti sëñ Bara moo leen jubale ba mu dem palais après ginnaaw bu mu jógee ci audience boobu mu amoon ak sëñ Bara si la ko Ablaye Wade recevoir palais. bu ngeen ko fàttalikoo vidéo bi am na gaa yi ko yor mi ngi circulé mu ngi doon daw RTS. su ma juumul Madické Niang sax la àndaloon moo ko yóbbu woon jour boobu, su ma juumul Madické Niang la àndaloon moo ko yóbbu woon jour boobu si Ablaye Wade. donc ñu gis ni kon pouvoir religieux bi wala spirituel bi dafa mus a am maanaam kàddoom ci biir wala boog ndoxalinam boo xam ne da koy dicté wala boog dina ci dëppoo dina ci déggante ak li nga xam ne moom mooy way njiit. moo taxoon seen relation mës a dox ni mu daan doxee. am na nag parfois ay li ñuy wax ay incident de parcours yoo xam ne mënu woon ñàkk, daan na am léeg-léeg ay incident nga gis tey ab guide religieux boo xam ne jàpp nañ ko tëj ko. booy xool ku mel ne Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum nga xam ne dafa créé woon moom aussi benn mouvement politique parce que dafa amoon beneen gis-gis bu mu amoon ci état. mais xam ngeen Abdou Diouf technocrate la, moom ab tubaab la bu ñuul rek moom it Abdou Diouf. donc doon na jàppante ak Abdou Diouf ñu koy jàpp di ko dugal si kaso bi. donc loolu ñàkkul jamono yi Ablaye Wade aussi am na lu xewoon ci jamono bi Idrissa Seck nekkee premier ministre ak benn kilifa diine dama fàtte turam nga xam ne moom lañ demoon fekki ko Touba waa diggi ñu ne ñii ne dafa xaru ñii ne état policiers yi ñoo ko rey. donc loolu beneen débat la du ma ci dugg du ma ci sore. donc mu xam ne kon yooyu ay incident mineur la yoo xam ne daan na am, mais loolu yëpp li ko waral mooy suñu texte daal pour delluwaat ci base ba biñ koy tëgg maanaam dëppale wuñ ko ak suñu réalité ñun. loolu mooy problème fondamental bi nga xam ne lépp lu xew tey coow li lu mu bari foofu rek lay delluwaat mooy bi ñuy tëgg suñu texte yi nga xam ne moo ñu régir ñun dëppale wuñ ko ak suñu aada, dëppale wuñ ko ak suñu cosaan, dëppale wuñ ko ak suñu nekkin, dëppale wuñ ko ak suñu doxalin, dëppale wuñ ko ak suñu diine ji nga xam ne majoritairement moom lañ gëm di ci dox. régime bu bees bi nag muy régime bu président Macky Sall mën nañ ne ñoom erreur bi njëkk a def peut-être erreur de communication la mooy bi nga xam ne président la République taxaw na daan ne daal way diine yi tamit ñoom ay citoyen ordinaire dong lañ, fii amul ay citoyen yoo xam ne dañ am benn taxawin bi ñu si des ñàkk beneen taxawin bi. déedéet da leen considéré woon comme ay citoyen ordinaire. loolu indi woon fi coow lu rëy ndax tey nitu diine xalifa général mën ngaa taxaw nga ni citoyen ordinaire te yow heure boo jaaxlee tey si moom ngay daw jublu kooku mën nga ko yemaleeg citoyen ordinaire lambda. ndax loolu mën naa nekk tey ñoom ñoo fi taxaw ñu ne non c'est des citoyens ordinaires ku fi def lu ñu la war a def tey danañ la jàpp danañ la tëj danañ la nàngam. donc mu nekk mbir moo xam ne loolu it amaana erreur de communication wala boog ñoom lañ doon wër ak lañ doon bëgg foofu lañ jaar pour mën ko am. régime bu bees bi nag muy régime bu président Macky Sall mën nañ ne ñoom erreur bi njëkk a def peut-être erreur de communication la mooy bi nga xam ne président la République taxaw na daan ne daal way diine yi tamit ñoom ay citoyen ordinaire dong lañ, fii amul ay citoyen yoo xam ne dañ am benn taxawin bi ñu si des ñàkk beneen taxawin bi. déedéet da leen considéré woon comme ay citoyen ordinaire. loolu indi woon fi coow lu rëy ndax tey nitu diine xalifa général mën ngaa taxaw nga ni citoyen ordinaire te yow heure boo jaaxlee tey si moom ngay daw jublu kooku mën nga ko yemaleeg citoyen ordinaire lambda. ndax loolu mën naa nekk tey ñoom ñoo fi taxaw ñu ne non c'est des citoyens ordinaires ku fi def lu ñu la war a def tey danañ la jàpp danañ la tëj danañ la nàngam. donc mu nekk mbir moo xam ne loolu it amaana erreur de communication wala boog ñoom lañ doon wër ak lañ doon bëgg foofu lañ jaar pour mën ko am. waaw jërëjëf sëñ Mamadou Gaye Sam macha allah. waa révolution torodo kon bu Thierno Souleymane Baal mi ngi amoon 1776 léegi nag li ñuy wax la révolution du Mandé moo amoon 1236 moom la ñuy wax la château du Kouroukan Fouga boobu moo amoon 1236 jërëjëf. kon daal ñu xam ni coow li ko indi mooy problème mu texte lañ am ñun Sénégal problème mu texte bu ñu dee dañuy dellu si waat ci actualité bi nga xam ne mooy
actualité Pape Bouba Diallo policier bi nga xam ne dafa gis sëriñam fekk mi nga sol tenue mu warmaal ko su jot ak moom yaakaar naa ni du lu bees ndax président de la république sax day mooy la première institution xam nga dañuy wax ñu ne police institution la dëgg la d'accord nañ ne police institution la mais yaakaar naa ni institution bi gën a mag Sénégal mooy le président de la république mais ñaata yoon lañ fi gis président de la république toog si suuf ci kanamu kilifaam télé yëpp tim ko di ko caméra Abdoulaye Wade def na ko du benn du ñaar président Macky Sall mi gis photo yi temps yëpp mi ngi jàll gars yi di ko dugal donc loolu lu daan am na c'est comme nag institution bu toll ne président de la république moom moo koy def amaana nag ki nga xam ne moom c'est vrai institution la c'est vrai am na ay charte yu ko tënk waaye c'est comme président de la république moom moo mën a wàccee boppam ba yegg foofu asamala ki nga xam ne policier la gis sëriñam toog su jot nuyul ko bu dee nag dañuy delluwaat rek ci modèle administratif bi nga xam ne moom lañ am ñu bëgg a appliquer l'état de droit wala les principes de droit les principes généraux de droit ñu bëgg leen appliquer rigoureusement appliquer li nga xam ne moom la ñuy wax peut-être le code d'éthique et de déontologie militaire dañ naan waa ji li mu def njuumte la parce que kenn warul sol tenue bi nga xam ne symbole la muy uniforme bi nga xam ne symbole la institution la nga koy wàccee ci kanamu nit ku mënti doon loolu bu dee dañuy tënkuwaat ci li nga xam ne mooy texte rek dañ naan njuumte la ci moom njuumte la loo xam ne def na ko waaye nag bu dee dañuy tënkuwaat ci texte yi gis nañ ni ñu ko gën a ëpp daraja ci wàllu état ñu ko ëpp daraja laa wax def nañ lu ko raw te kenn waxu ci ñu ko ëpp daraja def nañ lu mel ne li mu def wala def lu raw li ko def li mu def te sanction fekkul leen ci kon lu tax moom mu def ko ñu gaaw patamee rek daal di siéger daal di koy raje ba pare li nit ñi di posé wu question yëpp mooy maanaam sanction bi la sévérité de la sanction maanaam sanction bu kawe bi ñu ko sanctionné ci loolu ndaxte booy xool texte yi nga xam ne dafa tënk suñu réew dafa am si cas bii ñuy wax ñett yoo xam ne mënuñ leen a bañ a wax bi si njëkk mooy constitution nga xam ne wax naa ko sànq moom mooy la charte fondamentale mooy texte bi gën a màgg boo xam ne lépp lu xew buñ ci waree bu référence waree am ci foofu la ñuy delluwaat mais constitution boobu si préambule constitution bi dañoo accorder cautionner li ñuy wax la liberté de culte boo demee ci préambule bi dafa cautionner li nga xam ne moom la ñuy wax la liberté de culte maanaam nit ku ne tey am nga sañ-sañu jëfee sa diine mi ngay wax le peuple du Sénégal souverain profondément attaché à ses valeurs culturelles fondamentales qui constituent le ciment de l'unité nationale donc unité nationale pour mu am ñoom si suñu constitution bi nga xam ne moom mooy loi bi gën a mag bi nekk ci réew mi dane loolu pour mu am il faut ñu delluwaat kat ci suñuy valeurs culturelles parce que c'est nee na ces valeurs culturelles sont fondamentales mooy suñu aada suñu cosaan ay yoo xamante ne nii dafa am ay valeurs yoo xam ne da ko am te valeurs yooyu moom mooy tax unité am boo déggee unité rek mooy dëppoo nit ñi ànd nekk benn unité nationale pour mu am il faut ñu delluwaat suñu aada suñu cosaan delluwaat ci système de valeurs yi nga xam ne moo mës a caractériser suñuy société loolu suñu constitution wax na ko ba pare mu ne nag nit ku ne am nga droit sa diine nga exercer ko te doo ci am benn contrainte bu la ciy fekk benn daan bu la ciy fekk doo ko am ku nekk am nga droit sa diine nga exercer ko na nga ko bëggee te dara du la ci fekk ci ay daan constitution bi moom moo wax loolu. kon suñu constitution dafa consacrer li ñuy wax la liberté religieuse daf ko consacrer waaye nag bañ koy bind damay delluwaat ci li ma doon wax sànq ci kaw ndax ña ko waroon a bind ak ñañ waroon a boole ca xeltu ga yëpp dugal nañ leen ci. tey boo demee réew mu mel ne États-Unis président bi da leen ko xool le 20 janvier la war a jël fonction Joe Biden mais président bi buy waat di def prêter serment mais ci Bible la koy def am na réew yoo xam ne tey buñ la falee nga war a prêter serment ci Bible la ñuy indi teg ko ci ngay waat am na réew yoo xam ne ñuy wax république islamique ci alxuraan lañ koy teg la ñuy teg na ñu ngi waat ci kaamil bi ci alxuraan ji bu dee États-Unis dañuy waat ci Bible. jamono yële sa ginnaaw am na benn kii buñ nommé policier boo xam ne dañ ko nommé si fonction boo xam ne moo war a jiite foofu biñ ko indilee Bible mu ne leen man jullit laa te sëgam jullit laa mu waat si Bible ci kaamil laay waat
États-Unis nga xam ne dañ naan bu dee affaire démocratie ak république ak état de droit dañ naan daanaka amul réew mu ko ëppale mais teewul lañ ko war nangul ne ko yow sëgëm jullit nga nee nga doo waat ci kii bi ci bible bi dañ lay indil alxuraan nga waat si alxuraan la waat si la prêter serment parce que moom nee na loolu la gëmul lee ba ciy waat mais li mu gëm ci lay waat te dañ ko nangul alors nag réew moo xam ne tey dañ ne 95% de musulmans lañ yow nga dem ne da ngay jotal sa sëriñ nuyu ko wax ma la sa constitution moom xalaat doo taxaw naan da ngay waat si alxuraan wala ci bible moom Sénégal moom loolu nag amu fi parce que laïcité lañ wax alors que États-Unis gi nga xam ne ñoom bu ñuy wax tey capitalu démocratie si monde bi avant dernier événement yi di fa am parce que loolu aussi yàq na seen image ñi nga xam ne dañ demoon attaqué ji Capitole si jamono ji muy ay partisans wu Trump mais ba laataa loolu daal dañoo jàppoon ne réew mi ëpp démocratie si monde yi États-Unis bokk na ci ñooñu si bible la ñuy waat bu fekkee da ngaa nekk fa président wala ñu namee la fa yenn fonction yi nga ne man gëwuma bible bi du ma ci waat alxuraan ji ma gëm laay waat dañ koy nangu indil alxuraan nga waat si loolu moo am États-Unis ak yeneen i réew yoo xam ne loolu am na fa parce que ñoom bi ñuy tëgg seen i constitution kat xalaat nañ seen aada ak seen cosaan waaye xalaat nañ aussi seen ngëm-ngëmu ña nga xam ne ñoo fay dund moo tax ñu jëlaale ko en considération donc ñun suñ constitution ñu jàpp rek ni dafa consacrer la liberté de culte ou bien la liberté religieuse dañ ko ci préambule constitution bi déjà mooy ci tàmbali bi ñu ngi ko ciy wax ne ku nekk am nga droit doxal sa diine te lenn du la ci fekk kon policier bi moom avant muy nekk policier damaa jàpp ne jullit la avant muy nekk policier damaa jàpp ne jullit la te sëgam jullit la rek constitution bi permettre na ko kon mu doxal diineem si nu mu ko bëggee ndax nag bu koy doxal daa war a sol uniforme wala déet loolu beneen laaj la ndax loolu système administratif ak état ni muy fonctionner moo tax mu am sew-sew boo xam ne nekk na ci par rapport ak uniforme bi waaye même si biir texte police yi nga xam ne man wër naa ko xool naa ko gëstu naa ko saytu naa ko gisuma fenn fuñ bind ci texte police daan na boo solee uniforme amoo droit su jootal si sëriñ gisuma ko fenn ci police ci benn texte yi ma gis man ñaari texte yi nga xam ne ñoo leen régir yi si ëpp yi nga xam ne mooy référence yi muy décret bi nga xam ne mooy le décret 2009 490 du 28 mai 2009 ak la loi 2009-18 du 9 mars 2009 amul fenn fu ma gis ci ñaari textes yooyu nga xam ne moo régir police moo ko organisé foo xam ne dañ ne boo solee uniforme waroo si jootal sa sëriñ wala waroo nuyu sa sëriñ wala warmaal sa sëriñ gisuma ko ci waaye nag ginnaaw texte de loi muy décret bi muy loi bi dafa am li ñuy wax tamit éthique ak déontologie parce que am na ku ma dégg benn commissaire à la retraite mu ne te uniforme ñëpp xam nañ ni dafa am lu muy consacré uniforme boo déggee uniforme rek mooy tenue boo xam ne boo ko solee rek ñu xam yow fan nga far wala boog fan nga féetee wala fan nga bokk tey boo gisee ku sol bàyyi laatam bu jekk teg ci ab laafaam sol ay dàll der yooyu boo ko gisee di nga xam ne kii ab taalibe murid la tey boo gisee ku sol lu mel ne ab jàllaaba jël benn bonnet carré teg sa kaw da ngay xam ne kii yor ab kurusam da ngay xam ne kii ab tijaan la tey boo gisee nit ki ni mu sol na amaana jàllaaba waaye tànk yi daanaka su oom yi la tuba ji yam da ngay xam ne kii ci ibaadu yi la bokk donc uniforme mooy li nga xam ne moo lay permettre nga différencier wu ak ñi ci des kon ki nga xam ne dafa sol uniforme bi symbole la dëgg la symbole la comme ni nga xamante ni gaynde gi moom la nekkee symbole gaynde gi nga xam ne da ngay gis bu ñuy def un peuple un but une fois nga gis guy gi nga xam ne yooyu mooy les symboles de la république bu am drapeau wu Sénégal mu bokkaat ci symbole de la république yi donc uniforme bi nga xam ne moom la policier bi di sol moom la gendarme bi di sol moom la douanier bi di sol loolu aussi symbole la boo xam ne day représenter république bi donc symbole boobu nag boo ko solee du point de vue de l'éthique et de la déontologie parce que loolu du loi moo ko àtte mais dañ naan loolu déontologie la wala éthique la surtout par rapport à la déontologie sax la gën a nekk parce que éthique moom c'est une question de morale ak leneen mais si déontologie la loo xam ne nii corps bu nekk tey da nga am sa déontologie bu dee journaliste yi dañu am seen déontologie ñu ne ab journaliste que war naa jomba def nangam déontologie presque loolu lay tekki mooy li nga xamante ni daal sa métier si boppam àndul loo xam ne da nga ko pratique yoo xam ne àndul ak métier bi ngay def la pratique boo xam ne jëf joo xam ne da nga koy jëf te dëppoowul ak métier bi ngay def tey maanaam ku mel ne policier nga xam ne li muy symboliser mooy sécurité li muy symboliser mooy état li muy symboliser mooy défense buñ ko gisee tey mu soumissionné wu acte de soumission maanaam mu sukk ci kanamu nit day wane day mel ni tey état moom moo sukk donc bu dee dañ koy xool ci wàllu déontologie mën nañ ne waa ji li mu def erreur la njuumte la
war nañ kaa mën a corriger waaye nag correction bi ndax yegg na ci maanaam est-ce que correction bi ñu ko def yegg na à la hauteur parce que loolu aussi si gëstu ñu ci def dañ ne waa ji bi muy dem déjà heure liggéeyam la woon moom affecté wuñ ko woon foofu comme garde si heure liggéeyam la abandonné poste am loolu lañ ko correct comme motif yi nga xam ne moo tax ñu ne dañ koo radier dañ ne bi muy dem si heure de travail la woon kon dafa def abandonné le poste dem bi mu demee yemu ci mu sujjóot ñu photo ko génne photo yi mu tasaaroo hiérarchie militaire bi gis ko ne ko yow déjà fi nga dem affecté wuñ la fa bi ngay dem sa heure de travail nga dem bi nga demee aussi da ngaa sol tenue boo xam ne symbole la nga sukk ci kanamu nit koo xam ne amaana sax mën naa nekk sa sëriñ mën naa nekk suñ sëriñ mën naa nekk sëriñ keneen ak keneen waaye acte bi nga def si lañ basé wu tey ne danañ ko sanctionné ba tey ci ay information yi nga xam ne gëstu nañ ko nee nañ biñ ko bindee bi mesure disciplinaire bi bu mu génnee dañ ko war a wax ne amandé wu maanaam na tuub na jéggalu ne dafa def ak njuumte mu lànk na moom du jéggalu parce que li mu def moom avant muy nekk murit avant muy nekk policier dafa nekk taalibe sëñ Modou Kara ba noppi doog a nekk policier kon du si policier gi maanaam policier bi ëppul doole valeur u gëmam moom ba tax mu war a revenir aat si loo xam ne defoon na ko mu ne loolu regretté wu ko te bu occasion bi amaatoon it dana ko defaat yaakaar naa loolu it am na lu muy tekki mooy li mu nekk daal lu mu wóolu la lu mu gëm la tey ni mu gisee noonu la waxee gars yi dañ ne ko woon na bind note ne mi ngi jéggalu bu ko defee sanction bi amaana dinañ ko waaye moom dafa lànk ne du jéggalu moo tax ñu ne ko sëgëm yow nee nga doo jéggalu si li nga def kon dañ lay radier définitivement da ngaa def faute grave faute lourde mais ba tey teewul nit ñi ngi laajte ndax faute boobu mu def mérito na sanction bii ñu ko sanctionné parce que sanction si police booy xool si décret yi ak loi yi ñaar décret bi ma cité sànq muy le décret 2009-18 du 9 mars 2009 ak la loi 2009-490 du 28 mai 2009 ñaar yëpp dafa indi sanction yi nga xam ne moom la ñu war a def ci képp koo xam ne homme de tenue nga commettre benn faute wala nga def benn infraction. donc mesure disciplinaire yi nga xam ne moom moo nekk ci li nga xam ne mooy loi bi mu wax sànq muy la loi 2009-18 du 9 mars 2009 boo demee si chapitre 5 ba article 20 chapitre 5 bi moom mooy wax lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu maanaam police ni mu war a nekkee si wàllu discipline nga xam ne moom mooy c'est le chapitre relatif à la discipline policière nga xam ne boo demee si article 20 bi mi ngi wax naan les membres de la police nationale sont rigoureusement astreints à l'obéissance hiérarchique et à la discipline maanaam képp koo xam ne way takk der nga tey da ngaa war a tënku ci lépp loo xamante ni mooy ak yar ak teggin jëm ci say wàllu kilifa waaye tamit lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu yar maanaam discipline loo xam ne daal nit comportement yu rafet lay doon donc ba tax na loolu si lañ jëlee ay boo demee article 21 bi article 21 bi moom mooy wax ki nga xam ne takk der la def njuumte nan lañ ko war a sanctionner article 21 bi wax na ko waaye décret bi nga xam ne tamit moom laa lim sànq muy le décret 2009-490 du 28 mai 2009 ñëw na gën koo wesaare dinaa si ñëw ci kanam waaye daal bu dee tey ak way takk der dafa def ak njuumte dafa commettre benn faute maanaam daan yi mën a dal si kawam juróom-benn la daal yi mën a dal si kawam juróom-benn la bu ci njëkk mooy la radiation du tableau d'avancement tey def nga njuumte dem nga sukk sa kanamu sëriñ ñu ne déet kii li mu def daal faute la il faut ñu sanctionner ko mais sanction bi njëkk ñu ne nañ koy radier du tableau d'avancement maanaam tey dootul avancé ti xam nga ñun fonctionnaires yi at mu jot dañuy avancé dafa am tableau d'avancement da ngay gis ñu ne fonctionnaire de première classe deuxième échelon fonctionnaire de première classe premier échelon léegi yow am na faute yoo xam ne boo ko defee dañ naan kii dootul avancé par exemple bu dee policier bi muy def faute bi agent simple la woon moom dootul jógati mukk ci catégorie agent simple bu dee bi muy def faute bi par exemple brigadier chef la woon moom dootul avancé mukk pour mën a nekk par exemple adjudant wala nangam bu dee adjudant la woon aussi du mën a avancé mukk pour mën a am beneen si en terme d'échelon et de hiérarchie donc duñ mën a avancé duñ am ay premier échelon deuxième échelon ba yegg ay classe parce que da ngay avancé di avancé ba yegg foo xam ne da ngay tey ñu naan commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle nangam déedéet yow sa rang bi mu la fekk rek foofu ngay toog loolu sanction police la bokk. tey nga def faute boo xam ne gis nañ ni lii nga def kat nangam ñu ne non kii
radiation la dañ koy radier du tableau d'avancement fii ak ñaari at wala fii ak ñetti at te loolu sax mën nañ ko àpp si ay at ñu ne fii ak juróomi at tey kii tableau d'avancement moom du ci nekk bu demee bu juróomi at yi jeex nag nga introduire requête ñu dugalaat la nga mën a avancer donc loolu première sanction la boo xam ne mënoon nañ ko teg ci waa ji amaat beneen sanction boo xam ne moom la ñu abaissement d'échelon. Abaissement d'échelon mooy lan mooy yow tey bi ngay def par exemple nga nekk première classe wala nga nekk deuxième classe su ko defee classe bi nga nekkoon daal dañ lay wàccee tey bu doon da nga ne tey maa ngi nekk par exemple psychologue conseiller wala policier ñu ne premier échelon nga ñu wàccee le deuxième échelon nga xam ne da ngay wàcc dañuy wàcc dañ lay wàccee tey au lieu nga yéeg da ngay wàcc yow échelon bi nga nekkoon tey bu doon tey man damaa nekkoon par exemple si daayira bi adjoint wu Baye Djili ñu ne déet Ablaye Seye def na si daayira bi erreur boo xam ne mënatul nekk adjoint Baye Djili dañ koy wàccee léegi dañ koy def membre simple rek ma nekk membre simple nekkatuma adjoint Baye Djili wala tey ma nekkoon trésorier wala trésorière def luubal ñu ne déet Ablaye Seye dafa def luubal mënatul nekk trésorière léegi dañ koy dindi def ko adjoint trésorière mënatul nekk trésorier dañ koy dindi def ko adjoint loolu mooy abaissement d'échelon maanaam échelon bi nga nekkoon dañ lay wàccee nga dem ci bi ko gën a suufe loolu ci sanction police la bokk wala ñu def la li ñuy wax rétrogradation nag mooy grade moom sa grade la ñuy wàññi carrément fee échelon bi lañ wàññi par exemple yow yaa ngi woon ci classe yi ak hiérarchie ñu ne la non dañ lay wàññil yow sa échelon ñu wàññi ko mais bii rétrogradation moom mooy dañ lay wàññi sa grade dañuy wàññi sa grade tey président nga woon ñu ne déedéet kii mënatul nekk président dañ koy def vice président xam nga président moom mu am grade bi gën a kawe wala tey nga nekkoon ab général ñu ne déedéet général la woon mais dañ koy dégradé maanaam dañ koy def mu nekkaat colonel wala nga nekkoon colonel tey ñu ne déedéet ki mënatul nekk colonel capitaine lañ koy def maanaam hiérarchie militaire bi ni mu kawee noonu dañ lay wàccee ci hiérarchie bi loolu mooy rétrogradation sa grade la ñuy wàññi tey nga nekkoon par exemple brigadier chef ñu wàccee la delloo la ci échelon ci grade bi nga xam ne moo gën a suufee brigadier chef par exemple ñu def la agent simple ñu def la rek agent simple léegi nekkatoo chef de brigade donc loolu mooy rétrogradation sanction la ba tey ci biir police am na tamit exclusion temporaire de fonction sans traitement pour une durée n'excédant pas plus de 6 mois maanaam nga def faute boo xam ne dinaan la yow daal dañ lay dàq dañ lay comme li ñuy wax ci suñu langage ñun mise à pied dañ lay dàq doo liggéey lu mat 6 mois tey ñu ne yow daal police bu ñu la fi gisati dàq nañ la 6 mois nga toog doo liggéey doo xëy si loolu sanction la léegi ngeen gis ko ci football bi benn joueur bu commettre bu def benn faute wala benn acte bu garaaw ñu ne noonu joueur bi dañ koy aj 6 match wala dañ koy aj 1 an wala dañ koy aj 8 match wala tey nga gis benn réew bu organiser ay match ay incident am fa ñu ne réew moomu aj nañ ko fii ak 2 ans wala fii ak 4 ans dootu participer ci benn compétition internationale loolu mooy exclusion temporaire de fonction donc ci police mën nañ laa defal tey exclusion temporaire de fonction sans traitement mën nga am aussi li ñuy wax donc loolu ñetti mesure disciplinaire la quatrième bi mooy li ñuy wax exclusion temporaire de fonction wax naa ko sànq sans traitement pour une durée n'excédant pas durée loo xam ne loolu nag lu mu yàgg mënul ëpp juróom benn weer maanaam bu dee dañ laa dàq ne la non dama nga toog sa kër instant bi moom exclu nañ la liggéeyatoo au moins 6 mois yoo xam ne yow dootoo dugg ci brigade de police am na tamit 5e sanction bi mooy radiation des grades sans suspension des droits maanaam yow radié nañ la dañ laa radié dàq nañ la définitivement exclu nañ la police waaye nag du tee say droit à une pension de retraite di nga ko am heure boo yeggee ci wàll sa atu retraite boo demee dina la fay say droit li nga fa jot a liggéey mu nekk loo xam ne liggéey nga ko ñu ngi la doon versel donc boo retraité am nga droit la nga fa jot a liggéey la nga jot a versé caisse de sécurité sociale su ko defee boo demee ñu fay la ko sa pension de retraite daal en tout cas dinañ la ko jox. am na tamit radiation des cadres avec suspension des droits de pension ou bien des droits à pension mooy ki nga xam ne moom dañ koo dàq définitivement nga xam ne sax même bu retraité ëllëg dàq nañ ko police waaye même bu retraité sax pension de retraite du ko fayeeku donc loolu mooy 6 mesures yi nga xam ne moom la am radiation du tableau d'avancement yow mënatoo avancer ci wàllu échelon abaissement d'échelon maanaam ci échelon ñu wàññi ko donc feene doo avancer fi nga da ngay taxaw fi nga taxaw rek mooy radiation du tableau d'avancement abaissement d'échelon mooy sa échelon dañ koy wàññi diminution wala ñu rétrogradé la régression de grade fee da diminution de grade la fii régression fi moom fee dañuy wàññi sa grade fii nag moom dañ koy delloo ginnaaw xam nga ki ñuy wàññil ay gradam ak ki ñuy delloo ginnaaw nga xam ne dañ koy delloo ginnaaw bokkul kee dañoo wàññi ay gradam
kii dañ koo delloo ginnaaw muy rétrogradation moom dañ lay delloo ginnaaw maanaam da nga amoon benn pas en avant ñu ne la delluwaatal fa nga jógee woon nga delluwaat fa nga jógee woon. wala exclusion de temporaire de fonction sans traitement n'excédant pas une durée de 6 mois su ko defee kooku dañ koy dàq lu mat juróom-benn weer du liggéey biir police loolu aussi si sanction yi la bokk. wala ñu radier la radiation boo xam ne heure boo demee ba am atu retraite boo demee dinañ la fay sa pension de retraite li nga fa jotoon a liggéey wala nañ ñu dàq boo xam ne moom même pension de retraite sax doo ko mën a am. loolu mooy sanction yi nga xam ne prévoir nañ ko ci li nga xamante ni moom mooy la loi 2009-18 du 9 mars 2009. donc loi bi loolu la wax ci ki nga xam ne policier la takk der la def ak njuumte donc yooyu yëpp mën nañ ko ci dàq kon ñu gis ne sanction yi dafa am ay niveau par rapport ak faute bi nga xam ne moom nga def nga xam ne police sax ci texte bi may wax mooy loi bi ma doon wax ñoom dañuy défendre seeni nit tey policier bu dee da ngeen jàppante ngeen am jafe-jafe ba ngeen dem yoon bu fekkee bi mu koy def mi ngi sol tëneem rek daanaka état moo koy taxawal ñoom ñoo koy encadrer ñoom ñoo koy défendre bu dee dafa dañ ko daan teg ay daan sax état moom mooy fay si xaalisu état la ñuy jël si keesu état la ñuy jël fay ki nga xam ne moom moo subir maanaam infraction bi nga xam ne moom la ko policier bi teg donc dañ leen protéger tant que ñi ngi sol uniforme bi sol tenue bi ku jàppante ak ñoom même bu dee ñoom ñoo la tooñ ñu àtte ba xam ne ñoom ñoo la tooñ ñu war laa fay indemniser la wala ñu fay la ay dommages loolu su keesu état moom lañ koy jëlee kon ñoom protéger nañ leen ci wàll boobu. waaye mesures disciplinaires yi aussi dafa am ñaari forme dafa am li ñuy wax donc mesures disciplinaires yoo xam ne d'ordre intérieur mooy li nga xam ne si biir lay xew ci biir commissariat bi par exemple kii tey li mu def bi mu koy def mi ngi commissariat bu Louga commissaire bi moom mooy supérieur hiérarchique directam au lieu mu koy envoyé si beneen deuxième ordre bi mooy conseil de discipline boo xam ne Dakar la ñuy siéger nga xam ne dañuy créer benn commission audité ko déglu ko parce que loolu il faut que ce chef hiérarchique def rapport bu defee rapport nag ba mu yegg direction générale de la police ñoom ñooy xool daal di def conseil de discipline daal di boo waa ji déglu ko donc mu défendre boppam. mais punition d'ordre intérieur yi nga xam ne moom moo am ci biir brigade bi par exemple bu dee dafa def tey benn faute ñu war ko àtte ci biir brigade bi donc dafa am ay mesures de punition yoo xam ne jël nañ mën nañ ne waa ji dañ koy consigner 2 à 10 jours par exemple dem nga tey foo xam ne bi ngay dem tàggoowoo am lu fa xew nga ñëw ñu ne la non yow tey liñ lay sanctionné mooy ñaar ba jàpp fukki fan yow yaay toog si bureau bi doo génn activité bu fi am doo am pause doo am dara lépp lu xew yow daal doo génn si bureau bi dañ lay consigner maanaam da ngay toog waaw moom lay wax si article 51 moo koy wax bu décret 2009-490 mu ne les autres punitions d'ordre intérieur sont la consigne de 2 à 10 jours la salle de discipline de 2 à 10 jours, les arrêts simples de 4 à 20 jours, les arrêts de rigueur de 8 à 30 jours. Article 52 bi ñëw maanaam di expliquer lan mooy consigne mu ne la consigne consiste dans l'obligation de rester dans les locaux du service pendant les heures de repos et de répondre aux appels des punis maanaam bu fekkee dañ la sanctionner consigne mu jàpp ñaar ba jàpp fukki fan moo bu dee punition interne la d'ordre intérieur. donc yow amoo droit génn dem fenn doo am heure de pause xam nga léeg-léeg nga dem commissariat ñu ne non dañoo pause mais yow doo am heure de pause yow yaay toog ci biir commissariat bi ñi nga xam ne dañ leen jàpp tëj leen ci seen kii yooyu buñ leen di wax bu ñuy laaj yow la ñuy waxal c'est-à-dire yow doo am heure de pause lu mat ñaar ba jàpp ñetti fan heure bu gars yi di wàcc yow fa ngay toog loolu mooy li ñuy wax la consigne de 2 à 3 jours. La consigne peut être infligée aux sous-officiers de police et aux agents de police kon si ñooñu rek la mën a dal bu dee consigne boobu la officier de police yi ak agent de police yi ñoom lañ mën a consigner 2 à 3 jours nga xam ne ñoom dañuy toog ci biir brigade bi fukki fan yoo xam ne duñ am pause donc loolu sanction la. deuxième niveau de punition bi mooy li ñuy wax la salle de discipline loolu nag article 53 moo koy tekki. Article 53 mu ne les membres de la police nationale punis de la salle de discipline sont soumis au régime de la consigne mais sont enfermés dans les locaux affectés à cet effet en dehors des heures de travail maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo def njuumte bañ sanctionné leen la sanction bi nga xam ne moom lañ tuddee la salle de discipline ñoom ñi nga xam ne nii ñoom lañ sanctionné ci consigne bi ma doon wax sànq nga xam ne heure pause duñ ko am ñoom duñ am heure de pause buñ la sanctionné deuxième niveau bi muy salle de discipline doo am heure de pause waaye non seulement doo am heure de pause waaye heure bu nit ñi di ñibbi yow doo ñibbi
waaw dañ lay tëj foofu en dehors des heures de travail yow da ngay continuer liggéey yow heure yi nga xam ne nekkul heure liggéey yow da ngay continuer dañ lay yóbbu tëj la si benn salle boo xam ne mi ngi biir police def nga njuumte non seulement heure liggéey bu jotee di nga liggéey waaye heure bu nit ñi heure de pause bu jotee yow doo pause da ngay continuer liggéey waaye heure bu nit ñi di wàcc di ñibbikat yow day am fu ñu la tëj ci biir police bi salle boo xam ne uniquement pour loolu la police yi nga xam ne dañoo def ay njuumte seen wàllu liggéey foofu lañ leen di tëj loolu mooy la salle de discipline boobu nag agent de police rek lañ ko mën a def mooy agent simple yi ñoom tey mën ngaa toog nga def njuumte erreur circulation wala nangam sa supérieur sanctionné la salle de discipline daanaka yóbbu leen ko foofu heure liggéey da ngay xëy si de ànd ak nit ñi liggéey ba wàcc jot boo wàcc jotee ñu tëj la su commissariat bi dem seen yoon. donc troisième niveau de sanction bi mooy li ñuy wax les arrêts simples wax naa la consigne 2 à 10 jours la salle de discipline moom aussi 2 à 10 jours ñaar ba jàpp fukki fan ñu tëj la. am na tamit li ñuy wax les arrêts simples de 4 à 20 jours boobu moom mi ngi tàmbalee ñeent jàpp ñaar fukki fan boobu nag article 54 moo koy tekki article 54 mu ne les membres de la police nationale punis d'arrêt simple effectuent leur service normal en dehors de leurs heures de service ils sont tous tenus de rester à leur domicile sans recevoir de visite sauf pour affaire de service ñi nga xamante ni ñoom arrêt simple lañ leen def mooy sanction boobu arrêt simple nga xam ne ñeent lu mu néew dina mat ñeenti fan lu mu bari aussi du romb ñaar fukki fan ñoom dinañ xëy si di liggéey waaye bu ñu liggéeyee ba wàcc ba ñibbi seen kër amuñ droit génnaat seen kër fa la ñuy toog lu dul ne service bi da leen soxla pour affaire bu boo xam ne daal urgence la service soxla leen woo leen ñu delluwaat waaye amuñ droit génn dinañ xëy si liggéey waaye bu ñu wàccee amuñ droit dem grand place amuñ droit seeti kenn amuñ droit génnaat seen kër en dehors des heures de travail ils sont tenus de rester à leur domicile sans recevoir de visite kenn amul droit dem di leen seeti kenn waru leen seeti ñoom it waruñoo génn di dem di seeti kenn donc loolu troisième niveau de sanction la article 54 moo ko leeral. beneen niveau de sanction bi nga xam ne moo gën a diis toujours bu dee dañuy delluwaat référence bi mooy décret bi boobu mi ngi wax ne mooy les arrêts de rigueur nga xam ne bi si gën a néew bu néewee ba néew dina mat juróom-ñetti fan bu baree ba bari dina mat weer. waaye warul yées juróom-ñetti fan waaye itam warul ëpp weer loolu tamit article 54 moo koy tekki article 54 bi mu ne les membres de la police nationale pris d'arrêt de rigueur effectuent leur service normal képp koo xam ne da ngaa nekk police nga def njuumte ñu sanctionné la ne la yow sanction bii la dal kar mooy arrêt de rigueur di nga xëy si di def sa service normalement en dehors de leurs heures de travail ils sont tenus de rester à leur domicile sans recevoir de visite et de prendre leur repas ñoom nag bu fekkee liggéey nañ ba wàcc amuñu ba dellu seen kër amuñ droit génnaat seen kër loolu ne dañoo war a xëy si waat liggéey si amuñ sax droit dem di jëndi añ wala di jëndi reer wala di jëndi ndékki boo xasee ba dugg sa kër amatoo droit génn fa lu dul ne dangaa war a xëy liggéey lu mat nag lu mu néew juróom-ñetti fan lu mu bari fanweeri fan ñooñu nag ñi nga xam ne moom la concerné surtout mooy ñi nga xam ne ay commissaire de police dañ ak ay officier de police donc gis nga ni lii yëpp ay sanction la yoo xam ne tey mënoon nañ see tànn benn ñu defal ko ki nga xam ne mooy Pape Bouba Diallo mooy les sanctions d'ordre interne ou bien intérieur yi nga xam ne si biir commissariat bi nga def sa chef moo la ko teg waaye yii yëpp teguñ ko ci benn moom dafa am beneen kii boo xam ne moom lañ ko tegal moom lañ ko appliqué beneen mesure boo xam ne moom lañ ko appliqué loolu nag chapitre 2 wu décret bi moom moo koy leeral boo demee nag si décret bi ma wax sànq chapitre 3 bi moom mooy leeral li nga xam ne mooy li ñuy wax conseil d'enquête mooy décret 2009 toujours 490 du 28 mai 2009 boo demee ci chapitre 2 bi moom mooy wax li ñuy wax conseil d'enquête moo koy leeral nga xam ne leenee mooy erreur yi nga xam ne da nga ko def ci biir brigade bi sa supérieur hiérarchique direct muy le commissaire moom moo lay sanctionné ñu lim mode de sanction yu mën a am waaye dina am yoo xam ne nag day jéggi commissaire moom su ko defee dañ koy yóbbu direction générale de la police ñoom ñu sanctionné yaakaar naa boobu nag moom moo dal Pape Bouba Diallo boobu article 60 bi mi ngi wax ne le conseil d'enquête constitue un organisme administratif consultatif dont l'avis doit être recueilli avant le prononcé de certaines sanctions ou mesures administratives graves susceptibles de porter atteinte à la situation des membres de la police bu ne conseil d'enquête boobu mi ngi nekk kuréel goo xam ne moom dañ koy laaj xelam day joxe avis dañ koy laaj xelam maanaam xalaatam ci way takk der boo xam ne dafa def njuumte ci wàllu liggéeyam laataa ñu koy notifier laataa ñu koy xamal
lan lañ ko sanctionné. Donc dañuy taxawal benn conseil d'enquête ñoom ñu def gëstu xool waa ji lii ñu koy tuumaal ndax moo ko def wala déet ak it bu ko defee yan sanction moo ko ci mën a dal. Donc ñoom conseil bi ñuy joxe aussi autorité bi mën na ko jël comme mën na ko bañ a jël mi ngi mel ne conseil constitutionnel rek tey li ñu naan avis ak décision ñoom nee nañ avis la ñuy joxe duñ joxe décision li si def la décision la ñuy joxe. Conseil d'enquête bii nag moom liñ bind ci leer ci texte de loi bi lu te mu leer mooy avis lay joxe. Avis bi nag bu neexee ki nga xam ne moo war a prononcer sanction bi muy le directeur général de la police bu ko neexee mu ne ñii jox nañ ma seen avis dama leen laaj seen xel la wax nañ ma léegi nag man may appliquer maay xool ndax liñ ma wax doy nañ ma def ko wala doyuma mais c'est pas parce que jox nañ la avis que yow rigoureusement li ñu wax loolu ngay def. Loolu it lu mat a leeral la te loolu article 61 moo ko wax l'avis du conseil d'enquête ne lie pas l'autorité compétente pour prononcer la mesure. xel lam day xelal ak la mu gisee ak la mu jàpp ne noonu la loolu yow mën nga si basé wu bu la neexee prononcé wu si waaye nag liyewu la c'est pas que loolu lañ wax rek loolu ngay def loolu it lu mat a leeral la. Donc conseil d'enquête boobu nga xam ne dañ koy dajale nga xam ne dafa bëri ay critères dañuy tànn ñan ñoo fay nekk nga xam ne duñ bokk ak ki nga xam ne moo def faute bi duñ bokk ak moom dara waruñ am benn lien de parenté bëri na ay critères yoo xam ne définir nañ ko waaw. Du doon parent wam du doon ki nga xam ne moo dugal plainte bi aussi ki nga xam ne moom lañ tooñ du doon membre police nationale boo xam ne mas na am affaire yu mel noonu wala dafa bokk ci juridiction yi. Donc conseil d'enquête boobu moom atteem Dakar la koy defee donc du doon fi nga xam ne fa la ñuy defee faute bi mais pour mu def ko moom aussi sa supérieur hiérarchique il faut mu bind rapport moom bu la sanctionné ba pare day bind rapport yóbbu ko nag direction générale de la police. Rapport boobu nag si la ñuy basé wu constituer conseil d'enquête bi. Conseil d'enquête boobu aussi regroupé wu majorité bi nga xam ne nii parce que le vote du conseil a lieu au scrutin secret kenn du xam sa morom lu muy voté. La majorité constatée forme l'avis du conseil. Cet avis est consigné au procès verbal. Donc dina am ay nit yoo xam ne ñoo ciy nekk ñoo xam ne ay haut gradé lay doon ñu déglu waa ji mu wax ñu laaj ko mu tontu su ko defee ñoom ñëpp ñu joxe nag kenn ku si ne sa xalaat li ñuy def seen xalaat nag loolu la ñuy bind si procès verbal bi yónnee ko le directeur général de la police nationale moom lañ koy adressé su ko defee moom mu jël décision am ginnaaw boo xamante ni waxtaan na ci ak ki nga xam ne mooy le ministre parce que ministre bi moom moo yor le pouvoir de nomination donc moom lañ wax à l'autorité investie du pouvoir de nomination c'est le ministre et en dehors du ministre c'est le président de la République su ko defee nag ñu prononcer sanction bi. Sanction boobu aussi buñ koy prononcer ki nga xam ne moom la concerné dinañ ko wax parfois aussi mën nañ la déglu laaj la bu dee li nga wax doy na leen yeey na leen wala sa avocat li mu wax parce que am nga droit aussi am ku la représenter ku wax à ta place kooku su waxee à ta place li mu wax yeey leen soo ko defee ñu sanctionné la sanction boo xam ne du aajo ñu lay radier parce que radiation moom dafa nekk loo xam ne lu doy waar la waaye nag du lu bees Sénégal ñuy radier nit gis ngeen Ousmane Sonko révoqué nañ ko fi ne dafa doon wax ay information yoo xam ne dafa secret waaye si jamonoy Abdou Diouf tamit gis ngeen ni am na radiation massif boo xam ne moo fi amoon 1987 waaw radiation bi gën a rëy ci wàllum police bi amoon bi nga amoon si jamonoy Abdou Diouf 1987 lu ëpp juróom-benn junniy policier yoo xamante ne dañ leen dàqoon parce que dañoo amoon marche boo xam ne dañ ko organisé woon te nee nañ policier amul droit def marche donc ñu jàq si lu toll si ñoom juróom-benn junni 6265 cadres et personnels de police juróom-benn junni ak ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom ñu policiers yoo xam ne si jamonoy Abdou Diouf 1987 dàqoon nañ leen nga xam ne boo koy xool amoon na 94 commissaires de police 14 officiers de paix supérieurs 201 officiers de police 42 officiers de paix 383 inspecteurs de police 101 sous-officiers et sous-officiers de paix ak 5430 gardiens de la paix yoo xam ne Abdou Diouf da leen radié woon parce que dafa am benn événement bu musoon xew 1983 am koo xam ne dañu koo jiiñoon ne dafa sàcc batterie oto ñu ko doon déglu si police bi si lu yàggul dara ginnaaw buñ ko enquêté bañ yóbbu ko tëj ko mu décédé si prison ba bi mu décédé nag famille porté plainte daan na policiers yi ñoo ko dóor ba mu dee policiers yooyu nag bi leen attee daan na effectivement waa ji li ko rey ay dóor bokk na ci ñu jàpp si ñoom juróom-benn am na ñu ne juróom-ñaar tëj leen biñ leen tëjee nag police yëpp daal di mobiliser wu daal ne nag loolu du yoon policiers yi waruñ leen tëj parce que waa ji bu doon dafa deeyee sax si brigade de police bi ñu mën a wax waaye comme prison la deeyee ñoom dañuy marche te policier amul droit def marche amul droit def protester loolu moom texte de loi yi leer nañ ci bi mu defee loolu nag Abdou Diouf daan ne gars yi bi policiers yi defee marche boobu attaqué dem ministère de l'intérieur
am ñu dugg Thiès aussi fi ñu doon àttee police bi dem si kii bi si tribunal ba yàq fa yàq yu bëri am ñu protesté Kaolack Abdou Diouf ne daal di rajo police presque police nationale yëpp mu dàq leen rajo leen loolu mi ngi amoon 1980 parce que dafa am ñaari fan yoo xam ne dañ ko doon dox di marché pour naqarlu li nga xam ne nii moom moo dal seen ay xarit donc Abdou Diouf rajo leen kon radiation moom nekkul loo xam ne lu am la. te si jamono yële sa ginnaaw am na ay police ay militaires su ma jumul wala policiers yoo xam ne rajo woon nañ leen si même cas yu demee nii ñoom aussi seen sëriñ lañ waxoon moom la ñuy dem ziare yaakaar naa ay armée la woon maa ngi koy lire sànq si internet bi biñ demee nag si jamonoy rébellion rebelle yi bettee leen ginnaaw daal di attaqué camp ba rey fa ñu bari xam nga loolu sax jar na radiation waaye kii sukk nuyu sa sëriñ warmaal ko pare delluwaat sa liggéey ndax jar na radiation wala déet. donc yaakaar naa sama ay kàddu foofu laa koy wàccee ci ab laaj ndax gis ngeen sanction yi am ci police niveau yi ni mu baree lu tax waa ji si base dem na nuyu sëriñam su jootal ko ndax tey loolu jaroon na wax dëgg yàlla ñu ko si raje ak radiation ni mu méttee ak concours police dugg police ni mu jafee nga xam ne da ngay def concours bu méttee métti épreuve physique ngay def soo defee épreuve physique ba pare doo ko dem defi nag épreuve écrite def formation lum néew pendant 2 ans def formation génn nekk ay auxiliaire di avancer ba yegg fi nga yegg tey parce que dem nga nuyu nit koo xam ne sa sëriñ la sol nga tënnu sukkal nga ko wala su jootal nga ko ba nga paree nga delluwaat sa bërëbu liggéeyukaay ñu collé le motif daan na yow kat li nga def faute grave la faute lourde la est-ce que loolu faute lourde la faute grave la est-ce que ñun suñuy texte bu fekkoon ne bañ koy tëgg bàyyi woon nañ xel suñu aada suñu cosaan suñuy valeur suñu diine ndax kon tey lii tey dinañ fi nekk di ko wax ndax tey kon lii tey dinañ si nekk di ko wax ndax tey bu doon dañoo am nation te bañ a am état ndax problème yii posé wu tey dina posé wu parce que ñun dañoo am état waaye amuñu nation man loolu laa jàpp ndax nation mooy nga comprendre nit ci doxalinam ci aadaam ci cosaanam ci tradition état nag mooy li nga xam ne moom danaan man xooluma cosaan xooluma aada xooluma dara ay loi laa rek yu ñu tëral boo defee faute bi loi bi day appliqué wu directement ci sa kaw te pourtant am na ñu def ay faute yu gën a garaaw te nii loi bi appliqué woo de manière rigoureuse ci ki nga xam ne mooy Pape Boubacar Diallo appliqué wul si ñoom président de la République déglu lañ ko le 31 décembre fii mu ne fii am na ñoo xam ne tey kenn du la boo leen jàppee tëj leen réew mi day tàkk wala boo leen nangamee def nañ ay kii yoo xam ne yor naa seen dossier mais dama see teg sama tànk du ma ko bàyyi mu jàll mukk parce que mu jàllee tas réew mi léegi sëgam ñooñu lañ ko mën a defal lu taxoon kii tey lii mu def ñëpp mën nañ daakoon ne njuumte la wala erreur la ci moom par rapport ak texte kon ñu war ko mën a comprendre war ko mën a baal wala buñ koy sanctionné boo aussi ñu ne ko yow comme sanction yi ma wax ñu ne ko yow fii ak 6 mois dàq nañ la bokkutoo police mu dem ñibbi këram bu 6 mois yi jeexee mu ñëwaat ëllëg bala kaa defaat dina si xalaat bu baax a baax wala ñu ne ko tey yow lii nga def dañ lay yóbbu salle de discipline da nga toog 8 jours wala une semaine yoo xam ne doo wàcc doo ñibbi sa kër chaque jour yaay garde poste chaque jour yaakaar naa yooyu yëpp ay sanction la yoo xam ne mënoon nañ ko jël mais nit ñi leen ci metti mooy sanction bi sévérité bi mu am maanaam niñ ko jëlee de manière très sévère loolu moo ci metti nit ñi waaye sax am na ñoo xam ne sanction bi sagam njuumte la te ay texte ñoo ko tënk mën nañ koo sanctionné waaye nag sanction bi wax dëgg yàlla dayo ba mu am jëf ji yeggu fa laaj bi ma bëgg a tëjee rek mooy waa ji li mu def ndax jàpp ngeen ni tey lii ñu ko sanctionné méngoo na ak jëf ji mu jëf ginnaaw bu ngeen dégloo li fi jàll yëpp ndax sanction bi ñu ko sanctionné tey méngoo na ak li nga xam ne moom la jëf loolu laay indi comme laaj kon nag ñi ngi wàccee kàddu yi foofu di sant ñëpp di gërëm ñëpp di tuub di jéggalu su dee wax nañ fi lu dëng wala wax dëgg yàlla ñu waxee nen ñi ngi koy tuub bu baax di jéggalu di sant ñëpp di gërëm ñëpp tamit ci teewlu gi jërë ngeen jëf